aouzu billahi min ashaytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim mbokk téléspectateur u DTV ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sant borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi nañ leen xel ñu ngi leen di wàcce seen wàccuwaay ku nekk fa nga nekk fekk nañ la fa jox la suñu loxoy xol nuyu la ziyaara la bàll àq baalu la àq ñaanal leen jàmm ñaan jàmm yàlla def ko ci àdduna bi def ko ci réew yi ñu wër waaye sunu gaal gi di Sénégal yàlla na fi yàlla defa jàmm ñi ngi ñaanal ñi tawat di ko doxantoo yàlla na yàlla saafara leen ginnaaw bi ñu duggee ci kër kilifa diine yi sukk suñu ay oom ziyaara leen bu baax a baax ñaanal leen ñu yàgg fi loolu te wér ñun tam ñu sàkku seeni ñaan ndax soxla nañ ko ñaanal ñu feebar yàlla nañu wér ak jàmm ñaanal ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay tolof-tolof ñi ngi ci prison yi ñi ngi ci yeneen bërëb yoo xam ne seen sago bàyyiwu leen fa yàlla defal leen jàmm ñi nga xam ne nag ñibbi nañu ci këru dëgg yi nga xam ne fayatuñu ndox fayatuñu courant amul bul tànqal sa dëkkandoo amatul àq dëkkandoo ñu ngi leen di ñaanal jiitu nañ ñu yal na yàlla yërëm leen ñoom ñëpp yàlla nañu wax ay Seyda Adama Seck bi te muy yàlla taxaw mi ya'lamun bi maa ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin ñun ñi fi desandi dañ fee desandi yal na yàlla guddal suñu fan wéral suñu cër teg ñu ci siraatal mustaqima ni ngeen ko xamee seen émission bii di Ndenkaane ñëwaat na ànd ci ak yéen comme niñ koy àndi ak yéen altine bu jot ba alxamis ci kàttanu yàlla ak ñi ci tàmm àndal oustaz Mohamed Diop mi ngi ñëw macha allah Fatima teew na altine wéetal nañu yaa ngi ci jàmm ñu ngi lay ziar bu baax a baax seexu naa teew na xaytu gaañi dañ koy laajte rek macha allah di ko jàmbat ndax nee nañ ay idée ma ki xalaatam macha allah seexu naa ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal am nañ fi tamit tey benn invité Saïd Ndaw ñu ngi koy ziar moom tamit bu baax di ko ñaanal di kontaan ci teewam fii ci sunu plateau Ndenkaane di ko ñaanal bu baax a baax Modou Mbacke tam ma ngi ci studio 2 taxaw na moom itam Modou Mbacke yaa Seyda ñu ngi lay ziara maa ngi lay ziar bu baax a baax di la yéegal sa yéeguwaay maa ngi la koy delloo bu baax yaa Seyda sa émission am na solo macha allah jërëjëf tabarakalla ñun dañ koy seetaan di ci jàng dëgg la li ngay posé question yi dal gi nga ciy àndal ak xam li ngay wax dangaa baax rek yaa Seyda nee nañ mën a waaxu xam fa nga jëm a ko gën tabarakalla yow dafa mel ni fi nga jëm ñime nga fa soxla woo sax ku la gunge déet kay yaa macha allah macha allah jàpp ci jàpp ci ñu ngi lay ziar bu baax a baax ñu ngi lay ziar bu baax nag waa studio alhamdulilah ñu bàyyi la nga indil ñu yéen kaay yi lan la xëyandoo waaw yaa Seyda ni mu baaxoo demee yëgle kaay yi xëy di génn sakkan na bu nekk la ko ñor Le Quotidien moom dafa xëye fàttaliku ni ñu daal bis ni tey la woon 20 décembre 2001 ci la ki nga xam rek mooy Léopold Sédar Senghor génnoon àdduna moom ci ko nekk président wu Sénégal yëgle kaay bi ni waaye nag Senghor dem na waaye ko yeewoon tey bu ñëwee gis parti bi mu fi bàyyi day dana am xol bu jeex lool ndax ñi mu fi bàyyi ñu war koo donn boobu le parti di waa PS ñu ngay xiroog ngaay ci seen biir xeex bu metti bu amul àpp yëgle kaay bi ni Khalifa Sall ak Ousmane Tanor Dieng ak it Aïssata Tall Sall kenn ko nañu xëcc ci wetam jàpp ni daal moom ci boppam moo war a jiite parti bi nga xamal na fi Ousmane Tanor Dieng moom la fi kon dem si yàlla sam Léopold Senghor bàyyi yëgle kaay bi ni ñaaw na lool ci seen doxalin ndax ndono gën fi mujjee daal mi ngi tàmbale yàqu ci seen loxom ginnaaw Le Quotidien enquête yaa Seyda moo xëyee wàllu gu ni mel moom itam dafa xëyee li nga xam mooy xeex bi yoolee kaay bi nee na fi ñu toll nii nag gàcce dëgg la ñii di Ousmane Tanor Dieng Khalifa Sall àndal ndax nag la leen fi bàyyil mi ngi tasaaroo wënjëng di saamandaay rek bu mu ko daggum yoolee kaay bi yëmu ci yoon yokk na ci ne fi ñu toll nii tembe bu ñu defoon ndànk day gën a tar di gën a teng rawatina bu ñu jëmee ci mois de janvier bii nga xam te ni ñu ngi lam-laamee naan dàq mën naa am daañu ko def Khalifa Sall ak gàngooram ci wet ga itam yaa Seyda ñi ànd Khalifa Sall ñoom itam ñi ngi jóg ay pexe bëgg a dàq Ousmane Tanor Dieng ndax ne ñu lu jig njàkk moom mooy njàkk ni mu yoree parti bi awul ci yoon yéene kaay bi ni faaw mu tàng faaw mu tar libération moom itam ne ci beneen xeex ginnaaw xeex ba ci biir gaay PS yi xeex beneen Khalifa Sall mu ngi ko sumb digganteem ak waa yoon yéene kaay bi nee na yoon de ci boppam gàntal na muy chambre d'accusation gi gàntal na bàyyub négandiku bi avocat yi Khalifa Sall yi bëggoon a am libération xëye wàllu gu ni mel muy daal fi ñu toll tembe avocat yi ñoom dañoo déposé woon ab bataaxal ngir bëgg ñu bàyyi ko bàyyi négandikoo ni waaye mënta nekk Khalifa Sall faaw mu dem ca kanamu yoon ci procès 3 janvier incha allah yëllekaay beneen direct fa dafa xëyee benn wàll yaa Seyda moom itam dafa xëy ki nga xam rek moo di kon Mamadou Racine Sy yëllekaay bi nee na waaw ndax xam kii di Racine Sy moom dafa doon candidat wu Bolloré ba tax ni daal ñu ngi ko ngemb yëllekaay sam ab laaj ni waaw ndax présidentielle 2019 bi kii di Racine Sy dafa nar a doon candidat bi nga xam daal Bolloré moo ko ngemb di wax ni Bolloré
ab liggéeyukaay la bu mag bu fekk baax ci réewum France laas yaa Seyda moom itam xëye benn wàll te mooy traque des biens mal acquis président Macky Sall dikk ci bopp réew mi ni ko logoon da nga loggi Mimi Touré mi fi nekkoon njiitu gouvernement moom nee na ak lu mën di xew dañuy war a dak teengal xeex bi ba ñu logoon ñëpp loggi ndax ku fi yor alal joo léwut daan ko génnem Mimi Touré nag mi ngi fàttali ni am na koppar goo xam jot naa génn 37 milliards boo xam te ne bi Dubai Port World la génnem ak immeuble boo xam tey bu njaay ci la jóge ak yeneen i compte yu génn ca Monaco loolu lépp Mimi Touré nga koy toj yéene kaay laas yaa Seyda l'observateur moom itam dafa xëyee benn wàll goo xam te ni bi rek mooy mbirum lee nga xam mooy ab rappeur di ab waxambaane jeune rappeur bu ñuy wooyee Ngaaka Blindé yoolee kaay bi nee na fekk nañ ci moom 10 millions francs CFA yoo xam ay faux billets la yëgle kaay wàllan moo xew ba tax ay artistes ay musiciens dugal seen loxo ci wàllum faux billets ak ñoom seen ba tax ñu tudd ko ca moom xale bi nekk ca banlieue bu Ndakaaru di ab rappeur ñu fekk ci moom ginnaaw ak ñeneen ñu jàppandool 5 millions francs CFA léegi ko tam jaay ci wàllu gouvernement yële kaay bi nee na Ngaaka Blindé jàppees na ko ginnaaw ab enquête yële kaay bi sax moom nee na mat na daanaka 6 millions francs CFA yële kaay bi ni du moom dong ñeneen ak ñeneen lañ tegaale loxo lépp jëm ci wàllu gu ni mel waaye itam léegi ko yëmu ci ay Seyda ñëwaat na ci poorum Ndakaaru ba nga xam te ni fi ñu toll ni tembe na mu tàmbalee daal doxagul directeur ba fa nekk yees fi ñu toll ni am na gàllankoor bu rëy ngir doxal liggéeyam yële kaay bi ni mbaadu la fa Cheikh Kanté bàyyi ci ay nux moo ko indil ay benk ñenk yooyu lem yaa Seyda stade moom itam dafa xëyee ca bal ba yële kaay bi Cheikh waxtaan ak sunu gardien bii bi di Abdoulaye Diallo yële kaay bi ne Abdoulaye Diallo moom nee na fi ñu toll nii amul benn équipe bu ko tiitloo ca mondial ba ñëpp la mën a taxaw jàkkaarloog moom ca wér ga fekk na stade ñëwaat na ci beneen jàngante bu rëy bu ñuy xaar muy calcio gi yëglekaay bi ni duel dana am diggante Ronaldo ak Messi yëglekaay bi yemu ca mooy daal fi ñu toll nii tembe borom ballon d'or yi xeex ku ne am na 5 ballon d'or yëglekaay bi ni waa bu ndefu ndànk day jongante boobee moom samedi la war a doon dina tàng diggante Messi ak Ronaldo yaa Seyda yëglekaay sunu làmb itam ñëwee ci lu soxal li nga xam rek moo jëm ci mbirum làmb ja Modou Lo la wone moom yëgle kaay sunu lamb yaa Seyda neen daal fi ñu toll tamit Modou Lo moom taxaw na temb ngir kon taxaw jàkkaarloo ak Lac de Guiers 2 Modou Lo ca bàkk wone dooleem ak xarañaayam yëgle kaay doonte nag fi ni mbokk yi nga xam mooy Lac 2 moom ma nga cabru xam di entraîné Modou Lo ma ngay fëgg doonum ak a bàkku fekk na olof daan wax naan jëm ca lamb jay bàkku jóge cay bàkku moo ko gën a wóor yaa Seyda démb ñu ngi koy wax fii benn waaye bu jamate soxnaam ca Liberté 6 yëgle kaay bi Vox Populi xëye wàllu gu mel nee na moom waa joojee ban ko jàppee yóbbu ko l'hôpital dafa mujjee rëcc nangin faaw daw dugg ci mbooy gi riir yi yëglekaay bi nee na kookee mooy Vieux Diallo ba mu defee njombeem jàpp soxnaam jamet ko ba mu yóbbu ko l'hôpital ña ko doon surveiller sax di ay policier la teg diil daal di riirim yëglekaay bi ni ca fenêtre ya ne mu nekkoon ca toilette ba fa la jaare daal di daw ñu ngi koy wër ba léegi xamuñu fu mu jaar kaw ak suuf yaa Seyda na waar Modou Mbacké waaw moom day hôpital ba mu ko defee sax xam naa ko ndax sama rakk daf fay liggéey mi ngi ma ko doon wax démb di ma wax ne benn couple naa ma seen émission yi am na solo ndax lu ngeen wax rek ak surtout revue de presse yi ndax benn couple moom lañu indi démb hôpital mais daal waaja daal dafa ne dafay dugg ci wanag wi gis nga ko teggi na daal yëfee ba daw na ndeysaan waaw loolu nam day dolliwaat ñu gën a dolliwaat sécurité yi ndax tamit ku def lu mel noonu yoon di ko wër ba teg ko loxo waaw mu dem l'hôpital ak ndam demee war naa am benn surveillance bu dëgër goo xamante ni bi rëcc du yomb waaye du ñàkk tamit police ci xarañaayam du ñàkk dañu ko fexe taat loxo ndi teg mbir bi ci wàllum yoon dëgg la xam naa dinañ ci jàng ndax dañuy faral di wax ne ku la ëpp expérience moo la ëpp lu mu daanu ci ay mbir loolu jàngal ko xam naa lii dinañ ci jàng daañu ci jàng jël ci ay leçons yu am solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jaajëf ak ñu yendoon jàmm jërëjëf merci jërëjëf ñoo déggandoo revue de presse bi Oustaz Mohamed ñu ngi lay dalal jàmm di la ziyaara bu baax a baax def naa am na loo ci jot a for waa revue de presse bi si njëkk mooy sasu pees rawatina tey ji nga xamante ni moo nekk bis bi ñuy fàttaliku demuk génnuk àdduna ak Léopold Sédar Senghor di wane ne rek sas bi rëy na ci ñoom ñuy gën a difficulté ñuy dund ci jamono ji ay jafe-jafe war nañoo gën a xoolaat lan moo taxoon ñu àndoon pour ñu gën a defaraat seenuk toogaay parti bi daal mën a continuer di am ndaxte way boobu la leen Senghor bàyyi leen ci ginnaawam beneen bi tamit mooy wàllu faux billets yi ñuy wax nga xam ne mu ngi lëmbe dëkk bi je pense que ne fan yële ci ginnaaw déggoon nañ ci gàmmu gi bi mu weesoo ca benn ci région réew mi Kaolack
ñu fa jàppoon ci wàllug li nga xamante ne mooy faux billet bi di wax rek la jeunesse que ni am lu neex la mais amin bi moo ko dàq nañu bañ a sukkandiku ci am bu yomb kër yi mooy tax nit samp li nga xamante ne mooy kër wërsëg yàlla subhanahu wa taala mu ngi koy indee ci li nga xamante ne mooy liggéey ñu bañ a gëm rek li nga xamante ne moom mooy am gu yomb gi parce que alal bu la ko yàlla joxee àllaaxira dina la laaj noo ko amee ak foo ko dépensé loolu laa am lu ma retenir bàyyi mbokk yi dëgg la jërëjëf Fatima ñu lay ziar li ma si gën a retenir mooy anniversaire u décès bi nga xamante ne moom mooy Léopold Sédar Senghor boo tuddee tur boobu nag ñenn ñi dinañ la ne moom mooy le politicien dinañ la ne moom mooy le poète ñenn ñi sax dinañ la ne saltige la parce que loolu di wane ne rek dafa nekkoon benn nit koo xamante ne dafa am ay multiples dimensions dégg naa si yenn bindkat ñu ne Léopold Sédar Senghor moom il était beaucoup plus poète que li nga xamante ne moom mooy politique waaw ci ay bindam ak yooyu œuvre am di nga gis ne lu ci bëri bu daan bind da daan fàttaliku Afrique daan na wax lu bëri ci Afrique daan na wax tamit lu bëri ci li nga xamante ne moom mooy jigéen loolu xëy na dañ koo fàttali pour wax ne ñii doon wax ne Léopold Sédar Senghor tubaab la ñu ne déedéet Léopold Sédar Senghor kenn mënu koo retirer li nga xamante ne moom mooy africanité am. daan wax tam ci der bu ñuul. waa ci der bu ñuul. parce que ci lu mu fi jot a bàyyi ci ay bind. moom daan na fàttaliku lu bëri ci li nga xamante ne moom fa la jógee. nit ku mu nekkoon ci xam-xam defe naa moom la ko yàlla fayee ba tey saay bu bés bi jotee rek ñu koy waxtaanee. loolu di wane ne rek xam-xam moom. ak lépp lu mu mënti doon que ça soit si zaahir que ça soit si baatin saay boo ko demee uti rek lu mu ci mënti doon rek yàlla dina la ko fayee li jëm ci mbirum PS dina tamit lié ak ki nga xamante ne moom mooy Léopold Sédar Senghor bokk na si ñi ko sos tey mu dëddu àdduna coow bi ni mel nekk fi xaw ma ndax bu fekkee li ñuy wax dëgg la que ku dëddu lépp li nga xamante ne da nga ko fa bàyyi woon da nga ciy teg bët bu fekkee ne moom mu ngi ciy teg bët xam naa ne moom bàmmee la war naa yëngu te xam nga ñaari nit moom bu ñuy ànd kenn ki jot a am problème comme li ci mel ne Khalifa Sall laa bëgg a wax ak Tanor kenn ki am problème kenn ki kenn dégg ko ñëwul taxawu ko waxu ci defu si kon foofu da ngay gis ne ñaar ñooñu lu ñu bokkoon ñu séparé wu moom mooy gën a loolu moom mooy gën a leer donc comme ni ñuy wax rek problème bu amee solution mën naa am bu fekkee ne daal ku ci nekk seet nga yàlla ci li ngay def ci lu jëm ci mbirum PS bi bu ñu tegee si loolu seen loxo rek je pense que solution dina am ñu seet yàlla si li ñuy def waaw am na solo de xool yàlla ci mbir yi de am na solo merci Fatima Seexuna lay ziar ñu ngi lay delloo ziar wax auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mais li ma retenir par rapport ak revue de presse bi mooy que par rapport ak candidature Racine Sy bi nga xamante ni dañu nekk ni Bolloré moo nekk ci ginnaawam li ma bëgg foofu attirer attention sénégalais rek mooy que ñun sénégalais muy français yi muy sëriñ yi ak autorité bu mu mënti doon mën nañ ñoo tànnal candidat mais ñun nañu am fullaay fal ak folli suñuy candidat xam nga nit mën na laa tànnal nit ki bu lay tànnal da lay tànnal li mu bëgg wala li mu gën ci moom waaye sénégalais war nañ xam toll am benn maturité boo xamante ni war nañ xam li gën ci ñoom ñu di ko tànn parce que fal ginnaaw coobare bi yàlla gi ñun sénégalais yi ñun ñoo yor suñu carte ñun ñooy voté ñun ñooy fal ku ñu neex dafa war a tey changer parce que tey ñu ñuy tànnal ay candidats ak di ñu tànnal ay présidents yu ñuy diriger tey lii dafa rafetul sax parce que tey si yenn réew yu mag yi sañoo fa sax toog di wax yenn wax yi loolu benn la beneen bi ci des mooy par rapport ak parti socialiste ñun Sénégal dañu am benn constat bu ñuy def mooy que Sénégal ay mag dañuy jiite ay ndaw nekk ci biir topp ci ñoom di ci daw di ci sonn di xeex ndax ñoom di xuloo ndax ñoom di sànni xeer ndax ñoom di def lépp ba toll ci âge boo xamante ni dañu war a diriger ñu ne doom duñu diriger parce que da ngay xool ni si àdduna bi yëpp tey li gën ci àdduna ndaw yee ko def te Sénégal dafa bokk ci réew bi nga xamante ni balaa ñu lay mën a jiital ci dara rek nga jël yenn âge yi te dafa am ay âge yoo xamante ni sax mag waru cee jiite
parce que xelam nekkatul fu mu nekkoon dooleem nekkatul fu mu nekkoon yu bëri wane na ni que ni mag dëggantaan matut njiit yenn boo magee ba yenn mag yi waru matatoo njiit tey il faut que d'abord que tey suñu parti yi d'abord ñu xam yan doctrine la ñuy défendre parce que tey Sénégal rek ngay gis ay libéral ak ay socialiste ñu ànd yenn ànd yoo xamante ni nii tey ci état wala ci benn gouvernement yenn ànd yu kii parce que tey boo xoolee problème mu parti socialiste bi ñu koy wax boobu ba léegi da ngay gis ni que ni problème d'intérêt la parce que tey soo xoolee fii Sénégal ñëpp xam nañ naa chef de parti yi dafay dugg seen génne yi ñuy dem ci àdduna bi dañ fay jëlee comme xaalis ñun ñëpp comprendre mais parti socialiste dafa am ay textes te aussi textes yi wane na ni que ni comme quoi que ni nit mën na nekk secrétaire général du parti bi sans pour autant que mu nekk candidat au parti bi tey waroon nañ leeral kan mooy nekk candidat au parti bi commencé liggéey jëm ci 2019 comme que Tanor moom wax na ni moom du nekk candidat en 2019 bien vrai que war na mën a nekk secrétaire général parti bi mais parti bi aussi war a am candidat man pour man parti bi depuis élection yi ba mu jeexee parti socialiste waroon na am candidat bu ñu fësal boo xamante ni tey Sénégalais war na xam ne kii mooy candidat parti bi xam ne moom mooy candidat def comme ni Senghor defoon Abdou Diouf candidat bi commencé liggéey moom dugg ci base bi dugg ci biir dëkk bi dugg liggéey pour que tey mu mën a dëgmal élection yi ñu jëm si mais mënuñu bàyyi ba 2018 wala 2019 ñu ne diw mooy suñu candidat bi est-ce que dina mën a am temps wu kon ñoom loolu nañ ci roy seen Tanor muy Senghor bi mu demee ba xam ne moom mi ngi tële dafa woo Abdou Diouf mu remplacé ko mais xam nga ñun loolu mooy suñu problème ñun suñu problème en Afrique mooy que du ñu bàyyi te boo seetloo boo jàngatee ci biir parti socialiste ñu ñëdd affaire parti socialiste 2000 ak léegi yan jéego la def dafa yokk wala dafa wàññeeku xam nga nit soo nekkee ci dara nga jiite ko wala ñu jiital la ci da ngay dem ba benn instant boo xamante ni yow dootoo ko mën a apporter dara il faut keneen ku bees ku ñëw koo xamante ni dafay ñëw am du 109 mu am leneen lu mu apporter àdduna noonu lépp dañ koy améliorer lépp dañ koy évoluer c'est pas parce que bon nga mais da nga am ay limites nit boo gis am na ay limites mais sénégalais moom non dafa bokk ci maandu sax te xam accepter ay ne limites am responsabilité la tamit que problème yomal fi am dañ la parti koy laaj ñu leeral ci sénégalais yi xam nga par rapport ak lu bëri dëgg la monsieur Saïd ñu ngi lay ziar bu baax a baax ñoo ngi leen di delloo di la dalal ci plateau Ndenkaane nan nga déggee revue de presse bi loo ci retenir revue de presse bi damay nuyu d'abord mboolem ñi ñuy seetaan ci réew mi di leen ziar bu njëkk bi fi oustaz daanele rek fa lay ñëwaat ci excellence président Senghor nga xam ne anniversaire u décès bi dafa coïncider ak divergence bu Tanor am ak waa kër Khalifa Sall foofu man sama point de vue personnel bi ma leen di jox mooy tawhid rek moo mën a defaraat seen xëccoo bi ndax ki defaroon lépp le père fondateur du parti mi ngi ci dëgg ñoom ñi ngi ci àdduna ñu waroon a dajaloo tey ñi nga xam ne ay évangélistes lañ def prière pour moom ñiy jullil ñaanal ko loolu moo leen waroon wala ñu jéem a trouver wu dans un terrain d'entente waxtaan seen biir te bàyyi divergence bi xam ne amul dara lu muy avancer seen parti loolu daal laa xam ne moom ci wàllu politique mën naa ko ci wax beneen fànn bi muy ki fi nekkoon premier ministre di Mimi Touré joxe ay information di wax ne am na luñ jot a jël luñ jot a rawale luñ jot a retiré ci liñ rawale woon image boobu information boobu lu rusloo la ci image yu Sénégal parce que buñ demee ba àdduna bi toll ci foo xam ne ñi ngi xool dëkk yi gën a am réputation bu baax ngir ñu jëflanteeg ñoom ci wàllu doing business ak leneen Sénégal di wane image yu ne man ay sàcc laay jàpp di nangu li ñu jëloon loolu dafa ruslu du lu ñu war a waxtaanee sax di ko médiatiser war nañoo mën a waxtaan ci suñu biir dëkk li fi baaxul ñu jéem ko xeex mu jóge fi li baax ñu jéem ko conserver dëgg la loolu daal jàng naa ko ci revue de presse bi ci revue de presse bi jërëjëf merci ñoo déggandoo revue de presse bi jaajëfalaat Modou Mbacké bu baax a baax léegi nag dañuy dem ci suñu premier élément ci wàllu sedd bi ba tey ndax nag ñu ngi ci dugg macha allah ñu xool élément bi te ñëwaat léegi incha allah.
su temps bi woowee teg ci sedd virus yu joxe socc dañuy gën di mën di dund ci air bi ba tax na diggante nit ak nit mën nañ ko wàllante ci bu gaaw rax si dolli air bu sedd bi day tax ba virus yi gën a mën a gaaw dugg ci suñu bakken ci pharmacie yi garab yi nga xam ne mooy faj socc daanaka jamono ji ñoom la ñuy gën di faral di jaay. comme sedd bi baa ngi dugg donc sedd bi bu duggee xam nga ñi dañuy commencé di sojj wala ñu am grippe donc période bi moom garabu soj garabu grippe moom la ñu gën a jaay te booy seetlu sax foog naa grippe bi ak soj bi moom depuis que 5 mois fu mu toll nii ñi ñu ngi koy dund boo xam ne bu xaw a métti ba tax na sax presque garab yu bëri sax yu faj grippe wala rhume sax dafay manqué actuellement. soj bi mën na durer lu tollook benn jëm ñaari semaine faj bi cherul wante faaw ñu moytandiku di nekk ci poussière bi ngir mën a teel a wér. day am ngelaw bu bëri di yëkkati poussière donc bu ñu mënee moytu loolu day tax ñu soj bu gën a wàññeeku. temps bu wow te sedd bi day tax tey jii ba suñu tuñ yi di wow di xar mën na indi ay métit faaw ñu diw ko. ak sedd bi ngelaw bi day commencé di xar donc xar yooyu nag pour éviter ko il faut déjà nga am loo xam ne moom nga ciy diw pour mu mën a nooyal tuñ yi donc mu hydraté ko c'est-à-dire mu indil tuuti ndox pour mu bañ a di wow donc loolu moo tax nit ñi di farlu di jënd mentholatum ak wala yenn lipolive yenn stick yi pour mun a toppatoo seen tuñ daal. li ni mel nag la soxna si xam ba tax na moom day faral di dem ci pharmacie bi ngir mën a jënd lu mu mën a diw ci tuñ yi bu am menthe la gën a taamu mu gis ni que mu ëpp njëriñ. mentholatum laa ñëwoon jënd si parce que dañoo tombé ci mooyo bi yaram yi day wow pour éviter poussière beeg yooyu moo tax ma jënd mentholatum pour mën a protéger wu. jamono ji jamonoy soj la ak tuñ yu wow ba tax na faw ñu jël suñu matukaay ngir mën a fagaru mel ni ci di moytandiku di nekk ci poussière bi di faral di diw bu baax suñu bakken yi ak suñu tuñ yi laata ñuy génn. élément bi moom am na solo ci sedd bi Fatim ndax xam naa suma jigéen ñi Oustaz Mohamed dina am lu ma la laaj jigéen ñi seen tuñ yi dama gis yenn rosa yi boo ko defee day xaw a wow sa noo gisee lii soj bi moom dafay bëri ci sans seddaay ak poussière bi man moom xam naa si dara parce que jot naa sama tuus ma ci grippe bi mbaa du waaw et puis démb dama am problème su may nooyi damay fatt yooyu xam naa su ma fi jógee war naa jëndi dem pharmacie rek dem pharmacie incha allah jënd garab pour kii ko en tout cas dafay baax nit ñi xam jamono ju nekk lan la laaj si wàllu colin ci wàllu seen wér-gi-yaram ak yooyu pour ñu gën a mën a sàmm li nga xamante ne moom mooy seen yaram parce que santé daal xéewal la woo xamante ne nit ki daf ko war a bàyyi xel wax na tamit nu am solo mooy wàllu tuñ yi tamit di ko defar en tout cas yooyu yëpp dafay dugg ci wàllu fonk sa bopp am na bu ñu waneel moom sànq mi ngi nii bii moom sàgg bii moom garaaw na man dafa woon tali bu am ay fichir la dama defe woon tali bu am kii bu xonk am ay fichir moom laa ko tegoon lii moom c'est grave lii moom nit warta sàggane léegi-léegi nag nga taseeg nit ñoo xamante ne da ngay gis seen tuñ yi bu melul nii xaw naa ay ak am ñoo xam ne sax lu weesu loolu léeg-léeg ngay gis bu ñuy kii nga gis jeexintalu deret ci wattu en tout cas ni ñu ko waxee karité mu ngi fii mentalato mu ngi fii yooyu yëpp dafay jëm ci wàllu nit ki toppatoo boppam daal nit da ngay fonk sa bopp dëgg la Fatima non soxna Zeynab photo bi photoshop la waay. waaw lii de moom c'est grave lii moom. dégg naa mami sama xarit bi mami doon na jaay yu baax ci tuñ. waaw moom man bi ma gisee photo bi sax dama kaa kii rek cof rek. mais ñemewuma ko xool bu baax. xam nga saison bu nekk rek bu ñëwee dafa am ni nga xamante ne da nga ko war a. bii dafa didim Fatima xool bii xanaa dafa didim de ah. waaw bii didim la bii moom. daawoo ko man je me dis que parfois dafa am ñoo xamante ne du ñu bàyyi xel trop ci seen bopp soit dañuy topp ci yitte jamono wala ci leneen ba nga xamante ne dañuy fàtte seen bopp alors que ne saison bu ñëw rek dafa am noo xamante ne noonu nga ko war a gàttanoo xam nga li nga xam ne mooy mentolaton wax nañu ko ba ci sax yenn garab yi
léegi cheratul léegi cheratul xam nga peut-être bu fekkee pharmacie dañ doon wax no affaire yi dafa cher ak yooyu mais gis nañu ne plus jamono ji di dox plus ñuy gën a defar ay produits yoo xamante ne c'est très très accessible gis naa fi ay produits yoo xamante ne boo amee 150 wala 100 francs sax di nga ko mën a am ba pare dina neex a yore da nga koy def sa poche wala nga def ko sa saak saay fooy dem rek nga yóbbaale ko li jëm tamit ci mbirum soj bu ñu nee seddaay soj la ñuy wax nañu bàyyi xel ñu nekk tamit ca kër ga xam nga soj day gaaw a wàllante ñun sax fii Sénégal considéré wuñu soj comme feebar te pourtant soj feebar la da ngay gis yow boo sojee sax nga nekk kër ga nit woo la kaay liggéey si nga ne ko dama soj kala naan bu ma fontoo waaw danga soj rek du ma font alors que ne soj feebar la ñi nga xamante ne ñoo nekk si kër yi xale yi waxoon naa ko karo yi mën nga soj nga faju wér mais boo jëlul matukaay yu war boo mootul da ngay sojaat waaw da ngay sol lu diis comme oustaz wax na ko seddaay bu ñëwee solo yi day gën a yiw waaw mais da ngay muuru bu baax nga jël say écharpe boo gisee ngelaw am na nga muur sa bakken yow yaay daal xool nooy organiser wu ba nga xamante ne di nga mën a moytu ngelaw bi ak tuñ yi xar yeeg tànk yi xar yi maa ngi la bëggoon laaj dafa am rousa yoo xam ne jigéen ñi dañ koy utiliser te buñ ko defee day wow loolu du indi gàllankoor c'est xam nga produit yi bu ci nekk ak qualité te ñu si bëri na si jigéen ñi ràññetlewuñu lu am qualité ak lu amul qualité te ki nga xamante ne tamit dafay jug pour jaay li la neex rek loolu la siy wax mais daal produit comme genre yi comme yi xam nga yi dafay wow dafay wow mais ba tey mën nga am sa stratégie pour que wowaay bi bañ a gàllankoor après mu xar sa tuñ waaw mën nga jiital mentholaton mën nga jiital li nga xamante ne dafa niin bu dul mentholaton mu nekk li nga xam ne mooy waaw lipolèvre wala karité mën nga koo jiital après nga teg sa rouge à lèvres parce que ñun le plus souvent couleur bi moom moo ñu siy neex mais pour nga protéger d'abord si li nga koy teg nga jiital li nga xam ne mooy lu niin li ci mel ni karité doo ko si teg waaw ñu bañ a topp bouté bi rek ba lor sa bopp dëgg la de amul sens Rousa naa essayé ba xam waaw essayé ko yow moom dina la jàpp macha allah waaw su ma ko defee xam nga dafa am yoo xam ne ay produits chimiques la waaw te comme man dama koy coob moo tax mënuma ko def non du yegg da ngay def tuuti rek waaw du yegg bu ma ci nii bàyyee seex naa man par rapport ak élément bi li ma ci wax mooy que dafa am yoo xamante ni mën nañu wax ni sàggante la ci ñenn ñi mais am na ci ñeneen ñoo xamante ni feebar la ci ñoom mais li ma ciy wax rek ci mooy ñi nga xamante ni sàggante la parce que tey di nga am foo xamante ni mag su fa tolloo sur sax nga nekk boroom kër am soxna dina am yoo xamante ni nekkatul yow kese parce que ni dafa am lu moomal boppam am loo xamante ni dafa am ñeneen dañu am ay cër ci moom ba tax na am na yu bëri yoo xam ne soo koy toppatoo sax waxuma la sa bopp rek mais waroon ko toppatoo par rapport ak ñeneen ñi nga xamante ni yéen a nekk loolu benn aspect bi la beneen aspect bi aussi mooy que tey seddaay aussi nit ñi dañuy def constat comme li mu wax par rapport ak sëqëri par rapport ak yu bëri que nit ñi soo seetloo ci nawet yi la ñuy gën a di wax yenn problème yi te fekk na problème yu bëri aussi dafay am ci seddaay parce que soo xoolee par rapport ak humidité bi nga xamante ni moom mooy am ci biir kër yi ak ci biir néeg yi te nit ñi di war di aéré parce que soo seetloo seddaay humidité dafay am te soo seetloo humidité voilà dafa nekk ndeyu jàngoro yu bëri yoo xamante ne dafa am ay jàngoro ak ay bactéries yu bëri yoo xam ne ci biir humidité la fay dund comme tey feebaru tuberculose ak yooyu noonu seddaay bi aussi il faut que nit ñi di bàyyi xel par rapport ak bu bëri di ibbi parenthèse di aéré naaj bi di dugg et tout daf ciy baax daf ciy am solo parce que tey feebar yu bëri yi nga xamante ne tey moom la wax nii tey mën nañu wax ne humidité daf ciy joué parce que tey soo xoolee yenn bronchite yeeg yenn kii yeeg yooyu noonu yëpp daf ciy joué ba tax na tey aussi Sénégal war nañ leen mën a sensibiliser aussi seddaay bi aussi que ñuy aéré parce que aération bi dina tax que ni doomu jàngoro yu bëri yoo xam ne dafay nekk ci biir néeg bi tey dund ci humidité naaj bi di pénétrer ci biir néeg bi du ko rek loolu mooy li nga xamante ni moom laa bëggoon participer ci par rapport ak dëgg la loolu moom am na solo boo amul loolu nga boyal ba mu yànji am na microbe yoo xam ni tàngoor boobu ci ànd bi daf koy rey waaw loolu tam am na ci solo monsieur Saïd waaw loo mën a wax ci li ñu doon wax léegi ci sedd bi waaw loolu moom dafa am lu bëri luñ ci jànge mooy bu seddee ñaare dafay ànd ak poussière boobu du socc rek lay créer mën naa créer ay infection nasale moo waral ñi am bronchite seen bos day yëngu ñi amaloon feebar seen feebar day yëngu ñi am insuffisance respiratoire maasu poussière boobu ñuy noyyi da leen di créer yeneen feebar loolu état bi war na cee def ay jéego ndax comme médium yi bari na war na recruter ay ñoo xam ne ci wàllu science environnementale la ñu nekk
bu période bu nekk ñuy sensibiliser nit ñi di leen wax nii la ñu war a def pour moytu ak nii la ñu war a def pour protéger wu. bon ci beneen facette bi mooy jigéen ñi nga xam ne bu sedd wala góor ñi nga xam ne bu sedd bi ñëwee seen tuñ yi day xar loolu defe naa def nañ ci yéen seen télé bi def nañ ci ay émissions yu bari di ci jàngale. am na émission yu bari yu ma seetaan ci seen télé bi DTV yu jàngale ne am na luy favoriser lèvre sèche ñaare sous-alimenté bokk na ci. ñetteel bi sàggan tamit bokk na ci. parce que gémmiñ dafa sensible. dëgg yàlla da nga ko war di raxas da nga ko war di socc. da nga ko war di toppatoo. dëgg la li koy toppatoo nag boo xoolee lépp amu ci lenn loo xam ne jar na prix bu cher bu dee pâte bi ngay broso pour defar say bëñ cherul bu dee mentalato bi ñuy diw ci ay lèvres cherul dadi nit ñi ñu ci bari dañoo sàggan. loolu moo koy kii. mooy waral yenn dëgg la jërëjëf. ci élément bi ñu ngi ciy jaajëfal waa rédaction bu DTV bu baax a baax dañuy dugg nag xool suñu élément bi nga xam ne moo ñuy dugal suñu tomb waxtaan ñu xool ko léegi te ñëw incha allah. ñëpp xam nañu ne lii di cigarette ci faat bakkan la lay jëmale moo ne day ñi koy defar ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy tux ñoo ko gën a xam ñëpp wante terewul ñi koy defar ñi ngi koy defar ba pare di ko xamal ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jëfandikoo waaye ñoom ñooñee dafa mel ni daal da leen di neex ñuy tux cigarette ba pare di gën a yàq seen wér gi yaram. man démb laa ko gis ci télé mais lu ñu génn kii bi c'est très dangereux parce que partout gis na li ñu génn ñii yëpp affaire yi mais baaxul. am na ñu mun bàyyi am na ñeneen ñi bu ñu décider nii di ñu bàyyi. gan non mun ma la wax loolu décider moom yàlla moo xam nit mu war a décider lii la mais mun la décider nii yàlla moo xam. tey jii nii ñu gis ne responsabilité wu tux cigarette ki koy tux ak ki koy defar ñoo ko bokk waaye tuxkat bi jàpp na ne dañoo war a tëj yi nga xam ne moom moo di entreprise yi. c'est que man nag si suma sago gouvernement ñi tëj usine bi boo xam ne ñoom ñoo fabriqué cigarette bi di jox les gens ñu jox ñii ñuy tux bu ñu tëjee usine bi ñii dañuy bàyyi tux cigarette. ca boobu jamono am na ñeneen ñoo xam ne jël nañ décision ñu ñoom kat bàyyi nañu tux waaye ñooñu bari wuñu. non avant maa ngi doon tux mais léegi bàyyi naa tux depuis maa bàyyi tux léegi dama commencé am yaram tuuti quoi avant su ma tuxee du ma lekk du ma naan cigarette bi day bloqué sama biir bi mais léegi depuis ma bàyyi tux nii mot na presque 6 mois léegi tàngal su ma sama xel bi nekkee si cigarette tàngal lay jëndee ma mocc ko sama xel bi day jógee si cigarette bi day bloqué sa biir bi complètement day yàq nit quoi même doo am puissance sexuelle quoi cigarette man loolu moo tax ma toog benn jour ma xalaat ma bàyyi cigarette décision ferme laa jël pour bàyyi cigarette. tey jii nii ñu gisati encore état bi jëlatiwaat décision daan ne kat tere na kuy tux ci espace public yi te nee na ku ko def dinañ la sanctionner bi la décision nag ñaata yoon lañ ko fi jot a jël te amul suivi bi yoon est-ce que dina am suivi li ci kanam raw li gët. jaajëfalaat rek waa rédaction bu DTV ci élément bu am solo bi nga xam ni moo ñuy dugal suñu tomb waxtaan ñu yëkkati niki altine di waxtaane li nga xam ne mooy cigarette conséquences yi nga xam ni moo ci nekk jot nañ fi dalal ay spécialiste soxna Henriette teewoon na fi monsieur B tamit économiste la démb teewoon na fi leer nañu li nga xam ne moom la mën a yàq macha allah tey tam sunu gan gi Henriette moom moo ko fi yebal Saïd Ndaw moom tuxkat nga woon da nga daan tux. waaw da nga ko bàyyi léegi. bàyyi naa ko waaw. du xam nga ñu kon Moussa Thioub lay doon. kon dina jaadu nga leeral askan wi. am na koo xam ne yàkkamti woon na ci émission bi ndax wax nañ ma ko koo xam ne daf ko dund toog wax moom bi mu ci nekkee li mu ci doon yëg. bi mu ko bàyyee maanaam avant ak après bi nga ci duggee lan moo la ci dugaloon. amul kenn ci kaw suuf koo xam ne mën na la wax ne la. tux bis sàngam bi ma ciy dugg lii moo indi woon sabab bi yëpp curiosité ak sob moo ciy dugal nit. ak toppandoo. waaw ak toppandoo mooy sob gi rek. souvent da ngay gis ay nit yu yor cigarette di tux wala ñu la koy yónni nga am parents yu sàggan
boo amee ay doom wala nga am ay jarbaat ñaare yow boo dee tux sax da nga leen ko war a nëbb ndax loolu dina indi sababu bu ëllëgee ñoom ñu ne xaaral ma essayé ndax lii ñu may yónni te chaque jour lañ ma koy yónni war naa xam lu mu doon loolu man bokk na ci sababu li tax ma duggoon ci tux ndax am naa ay nijaay yoo xam ne dañ daan tux te man lañ daan yónni buñ ma yónnee bu ma ñëwee ñu yëkkati xaalis may ma ba benn période bi ma commencé nag di li ñuy wax période de transition de l'enfance à l'adulte xam nga foofu moom dafa nekk période boo xam ne ci la xale di defaroo ci lay sànkoo itam dëgg la ci laa tàmbali bu ma demee école léeg-léeg bu ma génnee làqatu ci ginnaaw mur yi jënd cigarette tux âge de la puberté ah waaw loolu ci adolescence boobu ci laa tàmbalee woon di tux boobu yaa ngi am ñaataat environ ay 17-18 ans may tuxantu noonu ba benn moment boo xam ne nag nekkatul woon looy def di làqatu dafa dem ba nekk besoin xam nga looy roy wala nga koy xool mais au début da nga daan nëbbatu da nga daan làqatu commencement bi début bi dama daan làqatu parce que tux du image bu rafet bu dee da ngaa bëgg réputation bu baax doo toog ak sa kilifa taal cigarette bëggoo tamit sa parent gis la nga yor cigarette te bu dee da ngaa nekk nit ku yàlla bindee nga bëgg civilisation toog ak ay nit di leen xeeñ cigarette sax waru laa neex te ñaare boo tuxee ba pare boo waxee ak nit odeur bi ngay dégager moom du ko mën a supporter c'est insupportable ce qui fait que moom boo waxee rek day taf bakkanam wala mu reculer ça veut dire que am na benn odeur bu amère bu ko dugg yooyu bu fekkee am nga seetlu da nga koy constater ci période bi ngay tux période bi ngay tux tamit li ngay mën a conserver ci xaalis du bari ndax day dem ba benn période boo xam ne besoin lay nekk saa yoo lekkee ba pare da nga koy bëgg a def soo demee bay tëdd da nga koy bëgg a def da ngay dem ba yow sa yére cigarette lay xeeñ sa weccit boo yor doo ci mën a taxawal dara lépp cigarette nga koy jëndee est-ce que mësu la poussé yow nga baal ma ba jël sa xaalisu yaay wala jël sa xaalisu papa ndax namm nga cigarette te amoo loo ko jëndee nga jël seen xaalis jënd non musuma ko poussé musu la yóbbu foofu yow musuma ko poussé parce que tux lu bon daal li yàlla li doomu aadama yi di def ci àdduna bi yëpp dañ cee am solidarité boo seetloo ñii naan dañuy jàppalante ci naan bi ñii tuxit dañuy jàppalante ci tux bi à chaque fois que boo bëggee bu ma musaana bëgg a tux te aw ma lu ma ko jëndee am naa ay xarit yoo xam ne ay tuxkat lañ comme man bëgg nañ ko leen wéetali dañ ci yéwén boo ñëwee dañ ci yéwén ñu jël xaalis jënd cigarette jox la nga tux moo leen di gënal ñu jël xaalis jënd ñam jox la nga lekk ci période boobu loolu daal dund naa ko loolu dund nga ko léegi da nga dem ba mu yàgg nga bàyyi ko lan moo la poussé pour nga bàyyi ko ay raisons yu bari comme bi ci njëkk mooy dañoo dëkk ak ay kilifa diine mënoo nekk ak ay kilifa diine di leen romb di yor cigarette di tux même bu fekkente ne amul benn loi bu la ko interdire ñaareel bi nga am ay parents yoo xam ne heure boo leen traversé odeur cigarette bi dugg la ñu woo la ne la yaa ngi yàq sa bopp yaa ngi dugg ci loo xam ne ñun xamuñu ko woon boo leen waxee lan la ñu ne la yaa ngi xeeñ cigarette ñeme woo ko weddi parce que odeur bi mi ngi fa wane na boppam léeg-léeg nga jël sa yére joxe ko pour ñu fóotal la ko fekk fàtte woon nga ci benn cigarette wala fàtte nga ci paquet cigarette ñoom buñ ko gisee duñ ko denc dans la discrétion ba nga ñëw ñu jox la ko mais dañ lay exposé boobu ñu lay exposé dañ lay jàppale ci xeex bi pour nga bàyyi ko moo waraloon ñu koy def su ko defee waa kër gi yëpp léegi dañuy dem ba découvrir ne yow da ngay tux finalement da ngay ne comme ñëpp xam nañ ko kon léegi jaratul ma koy nëbbu ci boo demee ba egg foofu nag ci ngay commencé di ko fësal léegi da nga dem ba mu yàgg nga bëgg ko bàyyi ma dem ba benn période mu may indi lay feebar parce que ñu bëri ñu ngi tux mais defuñu constat boobu soo dee tux éventuellement chaque jour bàyyi woo ko di nga dem ba benn période boo xam ne di nga am encombrement
li ñuy wax chronique li ñuy wax chronique waaw di nga dem ba benn période boo xam ne da ngay sëqët sëqët bu tar boo xam ne substance nocive yi dajaloo sa yaram mooy dem ba def infection toxine yooyu nag amul lenn lu ko mën a génne lu dul sëqët boobu ngay sëqët moo ko mën a génnee ba mu jeex ñun amuñu doole ci Afrique de l'Ouest amuñu doole bi tubaab yi am nga xam ne am na ay alimentation yoo mën a jël mu nettoyer say organes amuñu doole boobu amuñu doole boobu ce qui fait que chaque 6 mois mu indil la feebar boo xam ne di nga toog weer boo xam ne da ngay sëqat mu lay ronger métamorphosé la ku la xamoon avant ngay tux sa jëmm bi nga yoroon laata ngay tux moo koy gënal bi nga yor léegi ndax daf lay lakk ndax tooke yi mu dajale moo bari dëgg la dafa am drogue dafa am drogue ba pare day dem ba benn moment boo xam ne commencement bi curiosité moo la ci dugal nga dem ba ci biir mu doon besoin doon loo xam ne bokk na ci yow da lay exiger ne la par force di nga ma jëfandikoo da ngay dem ba chronique ci da ngay dem ba chronique ci waaw mais bàyyi bi tam dafa ànd ak ay jafe-jafe maanaam yow bi nga ko laataa bàyyi wala bi nga bàyyi da nga ci yëg ay coono yu métti bàyyi bi moom bu dee dëgg rek nga bëgg a dégg tux koo dégg mu ne bàyyi naa ko rek day bëgg a dee looloo ngi ci mbaadu dina la indil feebar boo xam ne di nga ne bii bu ma ci génnee dootuma tux ñaare nit ki nature bi ko yàlla bindee bu ko dara dalee ci période bu tar bi danaan bàyyi naa ko bu wéree ba yëgatul lool rek li ko ci sóobaat sax du ko yëg waaye bu la dalee dalaat la rek da nga naan lii nga bàyyi ma bàyyi ko moo gën te boo demee ci jotaayu diine yi ñun ñëpp ay jullit lañ nga toog ci jotaayu diine gis ki dul tux jëmmam li mu gënee rafet sa jëmm day leer de waaw da ngay xam ne yow mii nekkoo ci dara boo dajee ak ay nit ñu sàmm seen bopp toppatoo seen bopp considération bi ñu leen di jox duñ la ko jox te différence bi mooy jëmm yu wute yi rek te yéen ñaar yéen a bokk fu leen yàlla terale ndax wal xadd karam naa banni aadam benn doomu aadama génnu ci dëgg la léegi yow nag dugg nga ci mode de vie boo xam ne indil na la am na endroit yooyu dem ñu jox ñeneen considération yow duñ la ko jox boo defee distinction boobu rek tux bi nga xam ne apporté lu la dara da nga naan daanaka ma bàyyeeku jéem a defaraat sama jëmm pour mel ni gaa yu baax yi da la koy gënal loolu mooy sabab bu njëkk bi dëgg la mu nekkoon combat bu metti tamit waaw dinañ ci ñëwaat jërëjëf Fatima man de xam naa ne tux moom musuma kaa def waaye mus naa gis ñuy tux conséquences physiques yi ngay njëkk a gis yoo xamante ne da nga koy gis nii mooy lëndëm bu muy wax ak tuñ yu ñuul kuk waaw di nga gis ne seen tuñ yi day ñuul tuñ yi day ñuul kuk nit ki day lëndëm di nga gis ne day worosu ma wax jeex de olof yi li ñuy wax worosu moom la ñuy def parce que paraît-il lii di cigarette daf lay empêcher pour nga lekk da ngay am manque d'appétit ba pare li nga xamante ne moom mooy énergie bi war a nekk vitamine C bi war a nekk sa yaram boo tuxee da koy éliminer loolu noonu yëpp li nga xamante ne moom mooy cigarette da koy def gis nga sànq ci interview bi am na ku wax ne dafay sax wàññi sa puissance sexuelle loolu dëgg la parce que dafa am waa kii nu mu tudd Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac ki nga xamante ne moo ko jiite moom la ñuy wax Abdoul Aziz Kébé suma jum mooy président bi dafa waxoon ne def nañu ñetti enquête mu sukkandiku si ñetti enquêtes yoo xamante ne dañ koo def ci lu jëm ci mbirum tabagisme sur les enfants moom mu révélé ne li nga xamante moom mooy 35% ñi nga xamante ne dañoo am ay kii puissance sexuelle wala trouble ci lu jëm ci mbirum fécondité homme ak femme ñu ne 35% yëpp dafa lié ak li nga xamante ne moom mooy tabagisme kon ça veut dire que lii di tuxum cigarette mu ngi indi ay jafe-jafe ci néegu sëy yi te ñi nga xam ñoo nekk ci kër yi xamuñu ko boo moytul am na ay tuxkat yu bëri ñi nga xamante ne xamuñu ko ba tey ci rapport boobu enquête yooyu dañoo révélé ne aussi que fii nii Sénégal ñi nga xamante ne ñoom ñooy gën a tux les grands fumeurs ndekete yoo nekkul ne ay mag kase lañu mais si groupe les grands fumeurs boobu am na ay xale ya ca nekk ay xale laaw ak xale ak ay jigéen parce que ñu ne fii Sénégal boo jëlee population bi 6% yi
dañuy tux buñ ko xaajee ci góor ñi 12% la boo ko xaajee ci jigéen ñu mag ñi ci mag ñi dina dem ba entre 1 ba 2%. leneen ñi xale yi la ñuy nekk léegi ñu gis ne ci pourcentage yooyu jigéen ñu mag ñi mais les femmes ñoom la ñuy wax les femmes adultes ñoom seen pourcentage moom moo gën a néew. kon ñu ne loolu dafay wane ne rek xëy na jigéen ñu mag yi ñoom ñu ngi commencé di comprendre li nga xamante ne moom mooy méfait cigarette moom mooy méfait du tabac sur la santé par rapport ak góor ñi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy xale yi. kon man dama jàpp ne li jëm ci mbirum xeexum cigarette balaa ñu naan dañoo war a dem ci entreprise yi comme waa ji nu mu ko doon diglee ci interview yi dañoo war a xeex entreprise yi ñooñu industrie bu mag a mag a mag ñoo xamante ne dañoo am doole pour man xeex bi waruñu ko jëmale ci ñooñu xeex bi du foofu mais ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen cible mooy ñi nga xamante ne moom mooy xale yi ak jigéen ñi parce que enquête boobu noonu ci boppam da ko révélé nee na ñi nga xam ne ñoom mooy l'industrie du tabac ñu gën a bàyyi xel moom mooy xale yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi. xam nga Fatima ñun fii Sénégal dañu baaxoowuñu suñuy jigéen ñu leen di gis ñuy tux moo tax jigéen buy tux sax daf koy nëbb mais yeneen réew yi di nga gis jigéen buy tux comme góor amul du ko nëbb mais bu tolloo sax ci ëmb dañ koy wax ne ko doo tux ba ngay wasin mais fii Sénégal mënuñu distinguer loolu da ngay gis jigéen boo xam ne day tux te fekk mi ngi ëmb mi ngi lor doomam ndax cigarette moom baaxul ñëpp xam nañ ko loolu moom loolu moom ñàkk xam la yow déjà yow nit ki nga xamante ne dafa ëmb yow mii boo ëmbee dañ la naan bul jege kuy tux astumalaak nga ëmb di tux parce que kuy jege di tux loolu la ñuy wax tabagisme passif yow jëloo cigarette bi di tux mais yaa ngi tux parce que li nga xamante ne moom mooy saxaar boobu noonu ngay naan dafa buy ñëw ci yow dafa am ay yàqu-yàqute ci yi nga xamante ne da koy def te sax ci mbirum ëmb boobu noonu ngay wax am na benn étude boo xamante ne dañ ko def à l'extérieur ci tubaab yi ñoom ñoo ko def ñu wane ne jigéen ñi nga xamante ne dañoo ëmb jege ñuy tux xale bi ci boppam li jëm ci mbirum développement du cerveau dafa am foofu noonu ay yàqu-yàqu te aussi ki nga xamante ne moom mooy femme enceinte bi moom si boppam boo moytu loolu dina tax mu am risque mu def fausse couche mën na tamit am risque mu jur doom boo xamante ne c'est dafa prématuré wala si doom bi nga xamante ne dafa am retard de développement kon man je pense que genre information yi yëpp dañ ko war a xamal ñi nga xamante ne dañuy tux mais ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy ay jigéen ne dëkk ak ay tuxkat su ma ñëwaatee si lu jëm ci mbirum élèves yi parce que ci mbirum xeex bi parce que bu ñu waxee dëgg la cause conséquence dinañ ñëw du il faut que ñu laal tamit ci mbirum xeex bi parce que bu ñu bëggee combattre lu ñu wax le mal à la racine foofu lañ ko war a tàmbalee ci xale yi surtout milieu scolaire sànq yow yaa ngi doon wax ne ñi nga xam ne dañoo commencé tox influence moom moo tax lu si bëri influence la parce que cigarette saay boo ko bëggee nga ne yow da nga koy tox si témoignage boog yi ma jota si nit ñu ma jot a xam wala témoignage yoo xam ne man déglu naa ko da ngay gis ne ñii nii soit seen environnement dafa am kuy tox comme yow li la dal wala dañ koy gis à la télé man dégg naa kenn ku jigéen mu ne moom bu mu nekkee woon xale da daan gis nit di tox nee na moom nit buy tox dafa gis ne loolu terme bu mu utiliser sax mooy sexy dafa nekk loolu c'est sexy dafa am élégance et que moom dans sa tête mu ne man de su ma màggee damay nekk une grande fumeuse moom noonu la ko waxee dafay nekk une fumeuse donc moom bu mu nekkee te jigéen la bu mu demee ba nekk ci âge adolescent commencé di làqatu di tox moom ak ay xaritam ñuy tox di tox ba mu dem ba màgg majeur commencé di tox normal nee na nag ba papam gaañoo moom muy gën a commencé muy gën a tox daan na def 30 cigarettes par jour 30 cigarettes ci jigéen muy tox 30 cigarettes bés bu jot pendant 30 ans mais loolu dina am conséquence munoo tox 30 cigarettes par jour pendant des années te dara du la ci fekk nee na après 30 ans si la commencé am ay problème bu mu demee hôpital ñu daal di koy wax ne dafa am problème si bronche yi moom mooy conduit yooyu nga xamante dañ ko intégré si système respiratoire bi et que ngelaw bi am oxygène bi fa lay jaar pour dem ci poumon yi kon nga xamante ne loolu lu am importance la yàlla moom moo la ko defaral defal la ko waaw da ngay am ay problème respiratoire yàlla moo la ko defal ko ba mu rafet yow nga dem si sa coobare bopp nga jël loo xamante ne da koy yàq man je pense que
foofu moom lu la fa dal yow la bu fekkee da nga ci dee. da nga parents yi amuñu ci part de responsabilité. mais bien sûr parents yi am nañ ci part de sa responsabilité. doom da nga koy saytu di ko xool di ko nemmeeku. boo yoree sa doom bu jigéen mu commencé tux normalement. yow parent bi war nga ko xam nga cigarette mënut a làqu. dëgg la man mën naa la jox exemple dañ ma jox benn élève bu jógee Italie. muy jàng ci daara ji bu bëggee tux day génn ci biti wala soo ko yónnee bu génnee tux bu ñëwee xeeñ cigarette comme boutique biñ dendal dañ fa am ñu fay toog dañuy tux xale yu góor yi ñu jàpp ni ñiy tux moo tax yëreem di xeeñ. mais noonu lañ ko jàppee di ko bàyyi xel man ma boole ko ay xale man leen da ngeen may xoolal diw est-ce que du moom dafay tux mais après la nga xam ne moom day tux mais jour bi mu ko njëkkee woo laaj ko ne ko yow xanaa da ngay tux dafa tiit weddiwul nag comme moom du fen mu ne ma waa damay tux sa yaay xam na ko mu ne ma lim ko xam moo tax mu indi ma daara yaa ngi dégg loolu xam na ko moo tax mu indi ma daara bi mu ñëwee waxuñu ko daf ko làq mais xet gi signalé na ko mosuma ko woon yaakaar tuñi moom dafa ñuul boo ko xoolee rek da nga xam ne kii yaa quelque chose mais il faut nemmeeku bi seetlu bi waajur yi nañuy seetlu seen i doom kooku bu ñu seetluwul woon mun na yàq yeneen xale yi ba pare te du ko bàyyi mais yàlla dimbale na ko avant mu fay jóge nee na bàyyi na ko delluwaat na Italie ba commencé muuru bu dee mi ngi may seetaan maa ngi koy nuyu pour wax la ne waajur yi il faut ñuy seetlu seen i doom dañ koy seetlu dañ koy saytu cigarette mënul làqu mënu ma comprendre nga yor sa doom bu jigéen muy tox nga ne man xaw ma ci dara man loolu jaaxal na ma te gis nga mais nag seetlu liñ boobu dëkkee itam mun na nekk de seetlu boobu pour mu sax gën a mat xale bi bu jugee bërëb day dem ci beneen bërëb boobu noonu muy dem ñu fay fekk foog aussi ñu jàppale ko mooy comme yéen rôle bi nga xamante ne moom ngeen joué yéen acteur de l'éducation yi parce que xale bi moom mu ngi tox ca kër ga ba yaayam loolu mu xam ko indi ko ci école ba ñu muy fekk tamit ci école bi dañoo war a dimbali yaay ji ci ñu xeex ne xale bi di bañati tux cigarette moo tax man ma jàpp ne pour xeex bi mu mën a antu pour ñoom ñu mën ci am li nga xamante ne moom la ñu bëgg il faut que ñu xeex ko ci milieu scolaire bi parce que tey ñu bëri boo leen laajee kañ nga commencé tux dañ la naan ca ba ma daan jàngi dëgg la parent bi mun na am seetlu bu baax a baax ci doomam mais dina am forcément lu koy échappé munu ko topp comme un gendarme nekk ci ginnaawam xale bi day jugee kër ga dem école xamoo ñaata temps lay def pour yegg ca école ba kon man je pense que acteurs yi ñoom ñëpp ñoom ñoo war a toog ñi nga xam ne ñoom ñooy les acteurs de l'éducation parents yi bu ko defee ñu dugal ci spécialistes yi tabacologue xaw ma ndax am na fii Sénégal ou pas loolu noonu yëpp ñoom tamit ñu def foofu seen doole ñu xeex au même moment que ñeene ñoom lu ñuy def parce que ñële dañoo jënd industrie yi ñoom dañoo jënd seen matériel jënd seen i produits waa investir recruter ay nit ñoom dañuy jaay kuy jënd la ñuy gis waaye booy jaay di jaay gisatoo koo jënd ku jënd est-ce que di nga jaay te booy jaay ndékki di teg ci table bi gisatoo ku jëndi ndax suba di nga defaraat je pense que dootoo defaraat donc pour man xeex bi foofu la dëgg la Fatim Cheikhna waaw soxna Seydou prof de defe naa ne buy tux moom élève am xam nga yàlla dafa am nu mu bindee nit sa yaay dafay nekk sa idole sa papa dafay nekk sa référence sa idole ki lay jàngal tam il faut nga bàyyi xel ci moom bu dee nag monsieur bu duggee classe jàngale bu génnee récréation yor cigarette am di tux xale bi toog fee di ko xool influence la pour man loolu influence la mën naa wax ni cigarette majeure partie ñi ciy dugg dañuy mos nga tux seexu naa nga baal waaw mos naa tux nag moom mooy commencé tux sax xale la 14 ans laa commencé tux léegi ba tey yaa ngi tux non bàyyi naa tux depuis 2006 def na 11 ans léegi ma bàyyi tux man sama papa da doon tux sama frère dañ doon tux suñu kër mais ñëpp bàyyi cigarette ñëpp bàyyi nañ ñëpp te ëpp na 10 ans pratiquement bi ñëpp bàyyi bi yomboon na bon man sama côté nag yomb na waaw waaju ma ko sax jour ma nee damay bàyyi jour boobu laa bàyyi damay wax ni que ni ndimbal suñu borom moo ciy nekk mais par rapport ak fi ma jaar cigarette xam naa ne cigarette lu jafe bàyyi la dafay laaj nag pas-pas dafay laaj aussi léeg-léeg ndimbal suñu borom lu taxoon nga doon tux sama première cigarette maa ngi koy fàttaliku 31 décembre la maag sama gars yi comme booy Dakar yëpp comme xam nga solu xam nga sañse jour boobu nag jour spécial la il faut nga def loo xamante ni kii ñu jóge HM6 dem fii Fouta Tooro école Fouta Tooro ak sama gars yi jënd ay cigarette xam nga dem toog kër Jaban ñu koy def chaque fête dem ba benn instant commencé habitué wu xam nga soo demee école commencé toog champ demee noonu xam boobu yaa ngi def 6e secondaire ainsi de suite noonu xam nga parce que mais li ma mën a wax ci par rapport ak cigarette mooy que gis nga réew yu mag yëpp dafa am ay aspects yoo xamante ni moom mooy aspect yu gën a important yu ñu fulaal mooy aspect wu santé aspect wu sécurité ak aspect éducation
te mbirum cigarette ñaari mbir dañ ci daje muy santé ak éducation mën nañ wax ni ak environnement parce que tey soo seetloo Fatim xaw na ko junj léegi tey nit ñi fi ñuy commencé tux dañuy commencé tux entre 14 ans à 16 ans la majeure partie sénégalais yi di commencé tux kon cigarette mën nañu wax ne xale yi la gën a laal te léegi xale bi su fekkente ni da nga ko bëgg sensibiliser ci yenn mbir il faut que loolu d'abord nga jéem a xool naka nga koy dugalee ci système scolaire bi parce que soo xoolee xale bi diggante bi muy jugee CM2 ak di dem 4e wala di dem 3e ci lay commencé tux intervalle boobu noonu kon war nañ xool ci diggante CM2 bi ba muy dem defi 3e naka la ñuy fexee ci système éducatif bi ñu dugal ci loo xamante ne dafay sensibiliser xale bi ci tuxum cigarette loolu benn aspect la mais quand on parle de tabac ñun dañuy wax cigarette rek mais les gens ne parlent pas du chicha bi nga xamante ne mu ngi si parce que chicha bi soo xoolee aussi tabac la ñuy def ci biir cuve bi def ci mélasse ainsi def ci ay parfum pour épater nit ki pour mu koy tox parce que odeur bi muy joxe et tout xam nga tey nit ñi dañuy wax cigarette mais gis nga tey industrie yu mag yi bu ñu lay jaay benn mbir gis nga yow ni ngay amélioré woo ci yeneen mbir yi ñoom noonu la ñuy amélioré woo pour jaay la noonu la ñuy indee ay système de vente indi ay technique de vente pour jaay la parce que soo xoolee li composé chicha bi mooy li composé cigarette bi rek chicha moom dama li ma ci jaaxal mooy dañ koy bokkoo feebar est-ce que voilà jëm si parce que tey soo xoolee ay hépatique ak yenn feebar yi nga xamante ni yu bëri nit ñi dañ koy wàllante ci chicha te dafa am ay feebar yu bëri yoo xam ne ay feebar la yoo xam te ni ay maladie muette lañ maladie yoo xam ne du ñu wax dañuy jékki-jékki rek taxaw te gis nañu réew yu mel ni Sénégal que ni hépatique dañuy wax ni que ni Sénégalais yu bëri ñu ngi dox ak hépatique sincement te tey ay chicha yi daf koy favoriser ba pare beneen aspect bi mooy que aspect économique bi chicha daf koy nga baal ma da koy causé ak xale yu góor yi xale bu jigéen boo jot rek jëflanteeg moom nañ ma baal fóonanteeg moom fóonante beeg yooyu noonu yëpp dafa nekk yoo xamante ni te tey nit ñi suñuy communiqué maa ngi nuyu Issa sama xarit bi Issa ñu ngi lay ziar bu baax te tey suñu état yi dañu war a gën a góorgóorlu ci aspect communication wax naa ko ci émission bi paase bi ñu wax ci wàllu santé ma ne tey ministère am nañ budget de communication il faut que d'abord que ministères yi surtout ci wàllum santé ñuy sensibiliser xam nga tey mën nañ wax ni wàllu taxation xam nga tey sooy wax ci yenn affaires yi dafa laaj que nga sensibiliser Sénégal bien vrai que taxation bi comme dinaa ñëw ci wàllu taxation bi ci li monsieur Bey wax démb mais damay wax ci aspect communication bi d'abord parce que tey man je me dis que tey ministère de la santé tey ci télé Sénégal yëpp ministère de la santé war na ci am ay temps d'antenne yoo xam ne daf koy jënd rien que pour tey mu sensibiliser Sénégalais yi ci yenn aspects yi nga xam parce que sensibilisation dafa am direction parce que tey nit mën na sensibiliser si direction boo xam te ne yow buggoo mu jël direction boobu noonu mais tey seetante ministère de la santé dafa jënd ay temps d'antenne ci télé yi buy sensibiliser day xool direction bi mu bëgg sensibilisation jub wala communication bi yëpp mu jëmale ko fa te tey am na lu bëri loo xam te ni ci Sénégal tey nit ñi ñu ngi tox dañ ko umpale tey soo seetloo ci par rapport ak li nga xamante ni moom moo am ci sensibilisation sax ay nit yoo xamante ni ñoom ñooy def ay vidéo ci internet tey boo duggee ci biir internet bi di xool vidéo yi doo gis benn vidéo boo xamante ni tey fii Sénégal wala dina néew ñu wax ci ay cigarette wala ñu mën la ci wax lu sori wala ñu mën la ci wax lu bëri vidéo yu bëri ngay gis ay tubaab ba koy def wala yu demee noonu loolu benn la beneen mooy aspect économique bi mooy que gis nga dafa am lu bëri loo xamante ni ñun ay consommateurs lañ ci te producteurs yi ñoom ñooy dicter seen loi parce que producteurs yi ay multinationales la ñoo xam ne dañu am doole léeg-léeg sax du nekk ay multinationales léeg-léeg ay état ñooy nekk ci ginnaaw loolu parce que gis nañ fi ay réew yoo xamante ni à travers ay drogue mooy booster seen économique am na fi ay réew yoo xamante ni fii hashish am na marijuana am na cocaïne bi am na ay réew yoo xamante ni réew yi ñoo nekk ci ginnaaw trafic yooyu noonu am na léegi yow état yooyu noonu suñu la ëppee doole yan matuwaay nga war a jël pour xeex ak loolu mais man dama def seetlu ni que ni loi yi ñuy jël yëpp dafay nekk ay loi yoo xamante ni soit benn France dafay adopté benn loi 1 an 2 ans après Sénégal jël même loi bi adopté ko. ñun ay altoppi lañu te dañoo tàmm ñu jël suñu initiative bopp. te quelquefois ñun duñu bokk ay réalité li nga mën a wax tubaab bi mu bàyyi ko est-ce que moom nga war a mën a wax sénégalais wala fa nga war a mën a jaar sénégalais pour mu bàyyi ko. loolu benn la beneen bi mooy aspect économique bi ma doon wax parce que démb déglu naa mu wax ci affaire taxation bi. mu ne taxation mën nay dem ba 80%. mu wax ci biir waxam aussi mu ne que ni
waa OMS dañu wax ni que ni taxation bi mën na financer secteur santé. waaw mais mal bëgg ko laaj ne ko. su fekkente ne taxation boobu noonu dafay financer secteur santé. secteur santé di gis njëriñ ci taxation boobu noonu li muy dugal est-ce que moom arrêté cigarette est-ce que arrêté cigarette bi dakk dina ko arrangé. xam naa neexu la wax lool mais man xeexu cigarette bi ci Sénégal xaw na maa jaaxal. xeex benn plante boo xam ne yow yaa ko jëmbat yaa koy arrosé ba pare bu koo xeex man loolu jaaxal na ma. non xam nga sax xam nga man aspect économique sax laa fa dem parce que dama ko déglu. mu ko déglu mu wax ci mu ne comme quoi que ni taxe bi mën na financer secteur santé. te yow su fekkente ni yow li nga nit mënoo tu pas vouloir une chose et son contraire. jële ci feebar def ci feebar. waaw même pas mais tey li nga xamante ne nee nga moom nga yaakaar pour dund. waaw loolu moom di nga ko rey. dana waar nga xam nga il faut que wuti xel faut pas que ñu nangu que ni tubaab bi di ñu manipuler wala ñu jël ay politique yoo xam ne ay politique ko ñeneen la ñu ñëw ñu ñuy manipuler ci ay détails. gis nga tey pour man cigarette pour ñu xeex ko ci biir Sénégal il faut que d'abord ñu accès wu ci domaine éducation communication ak sensibilisation est-ce que gis nga ñetti mbir yi tant que accès wuñ ci parce que tey soo seetloo ñuy tox yëpp tey ay xale lañ lu ëpp ci toxkat yi ay xale lañ parce que tey dañuy gis ñu bëri bu ñuy jëm mag dañuy commencé di bëgg bàyyi tox di bëgg bàyyi naan te tey dafa am benn phénomène boo xamante ne sànq laal naa ko nit ñi bàyyiwuñ ci xel muy phénomène chicha bi da ngay gis ay xale yu ndaw yu jënd ay chicha denc ko seen biir ay néeg et tout te dama la bëgg comprendre loolu ne que ne tey chicha li ngay absorbé ci fumée ci chicha bi moo ëpp fuuf li ngay absorbé ci fumée ci cigarette bi parce que tey xam nga cigarette bi sax yow kese mën nga ko toog tux ko mais chicha très rarement nga gis kenn rek ku toog di ko tux day nekk des fois mbooloo ndax Sénégal dañoo mën a roy dàq te dugg na fii bi mu fi duggee taxul mu yàgg xale yi dañ ko def benn phénomène boo xam ni mode lañ ko jàppee en fait te xam nga mbirum cigarette gis nga mbirum ñënd ak jaay dafa am ay borom xam-xam la ni dañoo xam naka la ñuy def pour jaay te cigarette ñi ko wër ay borom xam-xam lañ la xam nañ nu ñuy def pour jaay parce que tey aspect marketing bi dafay jouer ci njaayam cigarette bi gis nga tey soo seetloo bu njëkk cigarette avant muy ñëw base bi indien yi ñoo si doon nekk di si def ay herbes yoo xam ne dañ ci doon faj ñu dem ba benn instant mu dugg biir Europe dugg fa bi ñu demee ba nga xam ne benn instant ñu gis aspect économique bi lan la mën a apporter soo seetloo ay Aristote joué nañ ci wax nañ ni que ni booy tox cigarette da ngay intellectuel ñooy tox nit yu baax yi ñooy tox nit yu màgg yi ñooy tox day tax gën a réfléchir léegi communication boobu ñuy def si ginnaaw cigarette moom moo poussé à ce que ñenn ñi dem vers loolu ñu lay gëm ni sooy tox que yow seddaay bi sooy tox doo yëg seddaay et tout nga communication boobu noonu nga xam te ne moom la ñuy def si ginnaaw cigarette état yi dañu war a def communication bu tolloog boobu wala communication bu ëpp boobu noonu pour sensibiliser nit ñi que ñu xam ne communication bu ñuy def que c'est une fausse communication lu beneen la beneen bi mooy que tey soo seetloo tey si mbirum cigarette tey da ngay gis ni tey réew yu bëri tey dañuy wax ni si espace public yi dañ koy tere mais tey soo seetloo ci biir Sénégal dañ koy wax mais kenn respecté wu ko loi bi kenn appliqué wu ko. da nga fi dugg taxe sax fekk taxe man bi yor cigarette xam nga problème bi foofu la nekk mooy que quelquefois aussi au Sénégal dañuy voté ay loi yoo xam te ni loi bi kenn du ko appliqué wala kenn du ko mën a appliqué parce que quelquefois dañuy dem jëli ji abbi ay loi yoo xamante ni dëkk yi bokkuñu ay réalité man pour man créer loi sax def ay xaalis ci ay loi ak def ay kii pour man li ëppoon doole loolu mooy communication aspect communication parce que sénégalais yu bëri ñu ngi tox xamuñu lu cigarette tey da ngay li koy wane mooy tey élément bi ñu dawal sénégalais yu bëri bi ñu leen demee laaj ñu bëri xamuñu lan la cigarette di def ñu ci bëri xamuñu ko te tey soo seetloo aspect bi nga xamante ni pour jaay te indi nañu ay parfum ci cigarette yi dama koy jox exemple ñun bi ñu nekkee xale feet su jotaan wala ñuy baal ko ñi ay 15 août ak yooyu noonu dañ daan dem port pour jënd ji benn poone pour ñu wax Borkum Riff wala Amsterdam lan moo tax ñu ko doon jënd ji parfum bi parce que temps yi ñu ngi commencé nekk booy commencé jënd parfum bon boo defee parfum quartier boo toxee pon Amsterdam pon bi fumée bi day attiré parfum bi da koy yóbbu xet bu nekk la koy jox genre demee noonu yooyu noonu ñuy communiquer di ko def si bopp xale bi ba xale bi di dem ba benn instant mu commencé dépendant di def ay parfum fraise def ay kii yooyu c'est des choses yoo xam ne pour kon cigarette dafa am ay parfum waaw am na ay parfum yu bëri comme si chicha bi ak genre demee noonu la ñuy naxee
jeune bi mu dem ba ci biir mu nekk benn affaire boo xam ne dafay mel ni comme benn drogue ci moom te loolu pour mu am il faut que borom xam-xam yi surtout fii ci Sénégal ñuy def ay vidéo yoo xamante ni vidéo ay 5 minutes 8 minutes 10 minutes 15 minutes pour que sensibiliser aussi Sénégalais ñu xam li ñuy consommer dëgg la xam ne li ñuy consommer baaxul Oustaz Mouhamed est-ce que du jiite ci kër yi xeex bi est-ce que du ci kër yi lay commencer xam nga ñun islam daf ñu teel a artu yaa ayyuhal lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yàlla wax naag njaboot yëpp ne leen fegal leen seen bopp ak seen njaboot safara cigarette wax ma la sax safara mais fii la lay njëkk a lakke loo xam ne yow da nga koy kii mu lay lakk sa kanam lay njëkk a ñuulal sa xol lay yàq xol bu ñu wanee xëtër kuy tux ak ku tuxul day ñuul déjà yaa ngi lakk sa bopp te deewagoo est-ce que du commencer ci kër yi ci waajur yi sensibilisation boobu éducation boobu ci kër gi lay commencer pour man waaw ci kër gi lay tàmbali parce que communication bi Cheikhouna di wax je pense que ni communication fi mu gën a fekk baax mooy ci kër gi mooy ne parents yi toog di waxtaan ak li nga xamante ne mooy njaboot gi communication boobu tamit même bu tàmbalee ci kër gi dafay dem ba ci école bi mooy aspect bi mu tuddee aspect éducation éducation boobu dafay tàmbali ci biir kër gi toog ak njaboot gi sensibiliser leen ci li nga xamante ne moom mooy tux effet yi nga xamante ne moom lay def ci doomu aadama bi ci njëkk li ñu war a njëkk éveiller ci nit ki mooy yëgloo ko que ne tux baaxul lu yàlla xaraamal la kuy tux yàlla subhanahu wa taala buggul tux damay joxe benn exemple boo xamante ni ku ci nekk da nga ko war a bàyyi xel l'islam dafay sant doomu aadama pour muy ànd ak xet gu neex jullit bi l'islam da koy sant pour muy ànd ak xet gu neex xoolal bërëb bi ñëpp di daje di janook yàlla subhanahu wa taala mooy fan ca jàkka ya suñu demee ba ci jàkka l'islam di la tere loo xam ne lu dagan la ci yow wante boo ko utiliser dalay bàyyee xet gu naqari l'islam ne la bul ko lekk balaa ngay ànd ak xet gu naqari astumalaak loo xamante ne amul benn effet bu baax bu muy def ci sa yaram ñun ñëpp xam nañ ne laaj soble am na ay ferñeent yu muy def ci yaramu doomu aadama lu dagan la lu lew la lekk ko mais sooy dem jàkk lii boo xamante ne da nga fay taseeg ñi nga xamante ne ñooy ay jullikat l'islam di la wax ne bu lekk soble bu ñu toggul soble bu ñorul comme soble bu ñu fejet bu lekk laaj xam nga laaj boo ko lekkee lu mu am solo ci sa yaram mais day bàyyi xet ci sa gémmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne la booy dem jàkk bu lekk laaj bu ñorul bu lekk soble bu ñu toggul mooy soble bu ñu fejet noonu bul ko lekk cause bi moo di ne fa inna al malaikata tataadda mimma yataadda minhu ibnu adam parce que malaaka yi lépp luy lor doomu aadama ci xet dafay lor li nga xamante ne moom mooy malaaka yi imaginons que ne yow yaa ngi ànd ak yaa ngi tux waxuma nit ñi ngay lor mais malaaka yi yaa ngi lor malaaka yi lor gi ngay lor malaaka yi yow miy tux malaaka yi nga xamante ne yàlla dafa wax ni monsieur Ndaw dafa wax sànq lu am solo mu ne nit ki nga fonk say waajur kilifa yi doo bëgg a tux ci seen kanam et pourtant yàlla subhanahu wa taala bi mu ñuy wax malaaka yim ñu booleel daf avant muy wane seen mission dafa wane ñoom ñooy ñan ba pare wa inna aleykum la xaafizin kiraaman kaatibin avant muy wax seen liggéey kiraaman la njëkk a wax boole naa leeg ñu leen di sàmm wa inna alaykum la xaafidin boole naa leeg ñi leen di sàmm ñooñu nag lan moo tax ñu leen di sàmm certes dañuy bind seeni jëf mais yàlla bëgg ñoo xamal ne ñooñu lu ñu ànd ak ñun nañu bàyyi xel ne ñooñu kiraaman ñu tedd lañ ñu noble lañ ku tedd ku noble kaati bii na muy doog wax seen service maanaam yàlla dafa wax ne ñoom lan mooy seen ban race ban grade la ñu am kiraaman ay noble lañ ñu tedd lañ imagineel kii tux
na jàpp ne chaque jour mu ngi lor malaaka yi ko yàlla subhanahu wa taala te ñooñu mënuñu bañ a ànd ak moom mënuñoo bañ a ànd ak moom su fekkente ne booy dem jàkk di julli ci la l'islam di wax ne li dagan ci yow nga lekk ko te mu am njëriñ ci yow ñun ñëpp xam nañ ne soble am na njëriñ ci doomu aadama ay ferñeent yu mu ciy bàyyi laaj am na ay ferñeent ak njëriñ bu muy bàyyi ci doomu aadama l'islam di la wax ne bu lekk soble bu ñorul bu lekk laaj bu ñorul balaa ngay lor xet gi di lor ñi nga xamante ne moom mooy ñi nga xamante ne ñoom nga nekkal astumalaak loo xamante ne àdduna wër képp dajaloo nañ ko ne baaxul boo xoolee élément bi ñu wane ñi ci bëri ku ci nekk da lay wax ne xamuma déggal cigarette baaxul mais li Cheikhouna wax xamuñu réellement lan la cigarette di def ci doomu aadama wallaay gis nga nag Oustaz Mohamed kii xam na gis nga nag ñun fii Sénégal ñun dañ mën taylu gis nga ñiy tux ñoo la gën a xam ni tux baaxul xam nañ ko de man waxuma bi ma bàyyee tux laay doog a xam ni dëgg man bàyyi naa tux ay at doog a xam ni lii la cigarette def man de dama cee def ay recherche pour comprendre moo waral sax ma yàlla dimbali ma gaaw koo bàyyi dama am ñaari xarit yoo xam ne ay kilifa lañ si man maa ngi leen di nuyu de passage kenn ki Maguette Cissé la tudd kenn ki Djibi Cissé ay médecin lañ ma ne leen man de damaa bëggoon a da ngeen may tere cigarette rek te nit ki loo koy tere war nga koo wax daan yim ciy am ñu ne ma ñun duñu ay oustaz ci wàllu kër docteur la ñuy yëngatu waaye li muy def ci nit de mën nañ la ko wax man leen loolu laa bëgg a xam ñu ne ma benn cigarette bu nekk am na plus de 12 000 substances nocives boo laajee scientifique yi lan mooy substance nocive bu ñu la ko waxee benn substance nocive rek doo nangu mu dugg sa yaram li muy yàq ci yaram dañ la wax ne la cigarette day causer une mort lente et douloureuse effectivement parce que toxines yi fa muy làqu ci sa biir yaram di fa dafay am ay organes yoo xam ne sooy tux cigarette li ngay dajale ci ay toxines yëpp am na ay station sa biir yaram yoo xam ne ma nga fa di dajaloo di nekk fa di dajaloo di regroupé wu ba benn période boo xam ne nag ci lay révolté wu daan ne xaaral ma faagaagal la nag nga jógee fi benn yoon dafa am lu médecin yi di génne souvent di wax ne cancer nee nañ ma moo gën a tuuti ci li muy def ci nit cigarette waaw cancer moo gën a tuuti ci li muy def ci nit cancer métti na de yàlla nañ ci yàlla xam nga cancer góom la bu dul wér boo xam ne du dellu ginnaaw ay calmant rek la am mais nee nañ ma poumon yi lay njëkk a yàq bu ko yàqee ba pare mi ngi jëm ci thorax bi dem ci pancréas bi doog a enveloppé xol bi nag di ko dagg par ndànk gën a am solo ci nit waaw biñ ma waxee dégâts yi muy def wan ma image yu comme bi ñu wane woon sànq ci télé bi dama ne non ñu ne ma waaw parce que ñi ngi dajale nicotine goudron plus tabac ak yeneen substance yoo xam ne dañ ko cee def pour aromatiser cigarette bi ak pour mu doon loo xam ne boo ko consommé waat ko da nga koy soxla sa deret bu ci amul rek da nga koy soxla am na ay composants yu doy waar yoo xam ne def nañ ko ci ñoom borom fabrique yëpp def nañ ko ci xale yi nga xam ne ñoo nekk ci école yi di tux ñu ci bëri dañ koy def parce que mode lañ ko def waaw comme li soxna si wax léegi mode lañ ko def parce que dafa sexy wala dafa def nii mais dégâts yi mu leen di créer baaxul ci croissance rapide bu dee da nga nekk koo xam ne sa màggaay jeexagul baaxul ci croissance rapide baaxul ci way dencante bari na foyer yu am problème ku jigéen ki amatul satisfaction ci partenaire am mu jëkkëram parce que lii tax say organe dëgër loolu la cigarette di yàq da koy néewal doole di ko yàq par ndànk di ko yàq ba nga egg fenn foo xam ne nag yow sa soxna dootu la soxlaati comme dañuy wax ne day indi néew kàttan loolu lu ñu vérifier la ba mu doon lu concret démb benn femme borom këram daf fay toog daf ko wax ne ko c'est pas vrai mu ne loolu du dëgg du néewal kàttan effectivement day néewal enquête bi wane ne 35% yi
enquête bi 35% yëpp dafa lié ak tabagisme. mais impuissance ñett yi lañ wax ni moo bokk na si gën a gaaw yi koy joxe fooy jigéen bu bëri. masturbation ak tox cigarette. tox cigarette daa xamul moo tax mu ne. masturbation waaw masturbation dama xamul lu leen ko jaral. foo lu bëri ak toxum cigarette. lu yàlla tere rek ba fa. xam nga man aspect boobu laa doon bëgg a wax. moo di ne cigarette certes man en tant que jullit lépp lu muy bàyyi. da koy bàyyi parce que neexul yàlla. lii neexul yàlla. soo ko bàyyiwul ngir lii neexul yàlla dama koy bàyyi ngir ne li may jural loolu du lu ñuy gërëm mujj ga. waaw oustaz ci oustaz foofu mu daanelee. foofu laa bëggoon a terminer xam nga ñun suñuy jàngal ci sensibilisation dañ lay wax ne la lii lay def lu concret looy jàkkaarloo. mais am na aspect baatin tamit tux cigarette. am na aspect baatin comme ni ma amee aspect zahir. ñaari malaaka yi nga àndal doonuñu ñoo xam ne yàlla da leen a teddal. nga leen di xër cigarette ñu lay muulu te doomu aadama li muy ñaanal moroomam ni ko yàlla di nangoo. noonu la malaaka di ñaanalee doomu aadama yàlla nangul ko. nit sax dina ñaanal moroomam te yàlla du ko nangu. waaw mais malaaka buy ñaan yàlla lu mu la ñaanal da koy nangu. léegi imaginel yow nga nekk ak ñoom pendant une période di leen xër cigarette. te ñu doon ñu tedd. beneen bi mooy suñu borom. ki muy entretenir ay relation mooy ki nga xam ne dafa am constance ci li nga waxanteeg sa borom. dama leen a bind. wàccee leen ci àdduna ngir ngeen di ma jaamu yéen ak jinne wa maa xalaxtul jinni wal insi ilaa li yaxbuduuni. léegi lan mooy jaamu yàlla. jaamu yàlla mooy lan. ki la jël di la liggéeyaloo. li mu teg comme programme ne sama société lii lañ fiy def kenn du fi bavarder ci heure du travail kenn du déserter di bàyyi sa poste de travail di dem. à partir de salaire bi mu lay fay moo waral di nga ko fonkee noo xam ne ku lay seetlu sax day yaakaar ne yow da nga koo ragal moom mi lay liggéey la. asamaa ki nga xam ne moo la sàkk wàccee la si àdduna. di la xéewalal di la sàmm. di la defal lépp ne la man lii laa bëgg nga àndeek man dee ma jaamu rafetalal sa diggante ak man rafetal diggante bi mooy lan. mooy bonne conduite. parce que l'islam nee nañ la c'est pas uniquement une religion. mais code de conduite socio-religieux la léegi nga jël loo xam ne dugal nga ko ci sa bopp loo xam ne suñu borom bëgg ko. yonent bi saa yoo xëyee boo jullee di nga def ay salaatu ala nabi. nga ne bëgg nga koo gis bëgg nga bu ëllëgee moom yow nga bokk ci ñi muy tiitaroo. te yonent bi dafa désigné ne man ñi laay àndal bu ëllëgee ñi nga xam ne dañoo sell ñi sell kuy tux bokk ci. ñi sell kuy tux bokk ci yonent bi buggul tux yàlla bëgg ko gaa yu baax yi fi nekk yëpp kenn bëgg ko ci te image bi muy defal nit tamit tux jaru ko dëgg la amul valeur bu war a tax nit di ko continuer di ko def dëgg la sant ma loolu am na solo bu ko defee ci lancé bi nga xamante ni moom la Cheikhouna wax mooy éducation bi tamit ci école bi c'est-à-dire ci suñuy programme école war nañ fa dugal loo xamante ne moom mooy yee xale yi man dinaa xaw a wuuteeg tuuti ak ñoom Fatima ci wàllu usine bi koy defar je pense démb bu ku seetaan journal je pense journal BBC ñu ngi wax am na benn réew Afrique boo xamante ne dafa tere chicha ci kii bi démb ci réew Afrique yi gouvernement bi waaw am na fu ma ko gis waaw gouvernement bi c'est-à-dire pour wane ne volonté politique daf ci am solo tey jii nii mënuñu wax man li ñuy wax usines yooyu nekkul ba Sénégal amee indépendance moomee boppam la fi dugg si ci benn période la dugg ci biir réew mi léegi nag santé population bi moo war a ëpp yitte li nga xamante ne mooy koom guy jóge feneen te bu ñëwee li muy lor suñuy njaboot mooy ëpp dëgg la je pense que ni certes dinañ sensibiliser li nga xamante ne mooy la population sensibiliser li nga xamante ne mooy la jeunesse mais tamit war nañoo dem ci racine ba
tey suñu waxee par exemple li Cheikhouna wax kii junj ko démb que ni je pense man damay jàpp ne loolu erreur de communication la warulu mbirum recette bi. waaw c'est mbiru recette bi taxation bi c'est pour man erreur de communication la que ni tey li ñuy taxation boobu noonu mën na dundal li nga xamante ne mooy secteur santé te santé yore li nga xamante ne mooy xeex c'est-à-dire kii lutte xeex cigarette pour man loolu erreur de communication la tey waruñoo wane que ne ndekete usines yooyu amal nañu solo xaalis bu ñu munti dugal ci biir réew mi dunduk benn sénégalais moo ëpp fopp xaalis ba nga xamante ne moom mooy dund su fekkente ne benn sénégalais benn bakken téeméeri giléem mooy équivalence am ñaata sénégalais ñaata keroog ki Henriette mu ngi koy wax 7 millions de personnes ñu baal ñu de am na benn rappeur boo xam ne dafay xeex cigarette bismillah tur bi naka la xam naa dina ñëwaat c'est-à-dire benn dund sénégalais ci biir réew mi moo war a ëpp solo li nga xamante ne mooy ay millions yu ñuy gagné ci feneen mais Oustaz si wàllu taxation bi man dama xalaat ni aussi taxation bi su fekkee yokku nañ cigarette taxation bi comme ni ñu koy waxee noonu est-ce que du pousser suñu doom yi ñu ñàkk njëg bi bay dem di defe ji leneen loo xamante ni wala di sàcc parce que ñun ñëpp nekk nañ xale xam nañ lan mooy pousser xale ci mu jël parce que xale tout le temps li koy pousser ci mu jël mooy que xam nga xale dafay nekk xale benn âge ñu koy may di ko may mu dem ba benn âge boo xam ne ñu ko doon may dootu ñu ko may parce que am na rax ci biir kër gi bu ñuy may léegi moom kenn dootu ko may comme fa mu commencé di ñaan muy ñaan ñu koy may benn instant ñu nekk ki dafa soob xale dafa mën a ñaan mayetuñ ko mu commencé am ay besoin di dem di jëli ji nag mais est-ce que nekkul ni bu ñu yokkee taxe xale bi amatul lu mu jëndee est-ce que xale bi du commencé parce que ñun gis nañ ni xale bi ñu commencé sàcc bu tey boisson bi ci kër gi yóbbu ko dem jaay ko tegi jee ko football dem jëndi est-ce que du pousser xale yi aussi ci ñu dem sàcc ba pare ñun sànq wax naa ko ci biir wax nga tey soo seetloo France da doon subventionné ñi nga xamante ni ñoom ñooy bay tabac ñu dem waaw mu dem ba benn instant mu arrêté subvention bi mais bi mu arrêté subvention bi dafa gis ni le tabac français n'était plus compétitif baykatu tubaab bu ñu ko jaayee bu ñu defaree seen cigarette dootuñu ko mën a jaay par rapport ak yeneen dëkk parce que moom laa ne la que ni volet économique bi parce que tey ñun dañ dem ba benn instant ñun lu bëri luy dugg Sénégal ñun ay consommateurs la ñun contrôlé wuñ ko ñi nga xam te ñoom ñoo koy produire ñoom ñoo xam ne ci bëgg ñoo te ñooñu ils mettent les moyens qu'il faut ñun suñu politique warul ànd ak ñooñu arrangé wuñ parce que ñaar ñoo xam ne bokkuñu intérêt kii jaay la mooy intérêt yow moytu ko mooy sa intérêt yow kooku politique yi muy adopté quelquefois du la arrangé il faut que suñu autorité aussi di am ay politique yoo xamante ni dafay ute ak politique yi nga xamante ni tubaab bi moom la am parce que ñun bokkuñu ay priorité parce que wax naa jàppoon ni ñu jële fi usine bi loolu mooy xeex bu rëy bi mais jële fi usine bi du xam nga lu tax jële fi usine bi du xeex bi pour man du xeex bi xam nga lu tax du xeex bi parce que du ma wax ni sax du xeex bi xeex la sax mais dam no attends est-ce que suñu réew yi am nañ doole yooyu xam nga état aussi du loo xamante ni rek comme kër la état yi ñun ñëpp xam nañ dañu am ay convention yu ñuy ratifié et tout yoo xamante ni ci mbirum jënd ak jaay aussi ay droit de l'homme nit ki mu nekk magum jëmm am na droit dem xool lu ko neex bu dem tuq ko wala dem consommer ko su fekkente ni yoon terewu ko wala du loo xamante ni drogue wala quelque chose du genre mais état rôle am mooy que moom mu sensibiliser maanaam mu préparer population mu ñag leen de telle sorte que loo xamante ni gàllankoor la muy wàllum sécurité bu jugee ci biti di ñëw ñu kii ko si wàllu santé ak ci wàllu éducation allo waay salaamaaleykum waaleykum salaam maa ngi ziar ñi ngi delloo ziar laay mbaa yaa ngi ci jàmm waaw maa ngi ci jàmm man maa ngi tudd Big Laay ak rappeur la Big Laay waaw daanaka maa njëkk a génnee vidéo stop tabac fii ci Sénégal di xeex cigarette dëgg la waaw vidéo bi nag defe naa mu ngi foofu seen télé aussi waaw maa ngi seetaan émission bi di ko rafetlu lool dëgg la jërëjëf waaw te bëgg naa ñëw partager ak yéen nag quoi xaw ma nag bi muy demee noonu après suñu paree dinañ ko xool incha allah waaw vidéo bi mu ngi foofu quoi mu ngi tudd stop tabac depuis lors déposé naa ko fa maa ngi ciy liggéey ak ministère de la santé dëgg la waaw di sensibiliser sur les dangers du tabac ak yooyu daal waaw yéen ñi nga xam ni seen voix ngeen yor loolu daf ciy am solo voilà surtout
moo tax bëgg nañ tamit diffusion bi di gën a jàll foofu pour jeunes yi mun ci jot quoi. dëgg la kay. voilà mais ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di leen ci encouragé aussi. yow tam ñu ngi rafetlu taxawaay bi nga ci def ndax da ngeen di véhiculer ay message kon message yooyu dina gaaw jàll dugg ci jeunes yi tamit. surtout yéen rappeurs yi dama dégg muy wax benn kii mais comme boo duggee ci internet bi doo gis ku def vidéo ci tabac bi wax. allo laay dafa mel dafa dem. dafa mel dafa dagg. léegi ñu ngi koy jaajëfal. ñuy jaajëfal kii bi man benn aspect c'est-à-dire su ñuy wax xam nga autorité mooy ki nga xamante ne moom moo yore doole bi daal. xam nga man mën naa am lu ma metti am lu metti Cheikhouna mais autorité bi ñun dañ koy interpeller ñun par exemple les Sénégalais. intérêt sénégalais. moo war a jiitu. ci li nga xamante ne moom mooy kii xam nga bu njëkk ba benn usine moo fi nekkoon. ba nekk ci yoonu Yaraax bi. ñuy dox ba benn jamono. ñu indi beneen. léegi ñun le fait que ñuy wax ne. na fi jóge ci ñaari anam. ba beneen du fi ñetteel. te yi fi nekk tamit c'est-à-dire lu ma bëgg a wax ma ne société. certes Sénégal signé na ay convention yu bëree bëri mais tamit intérêt Sénégal. intérêt population bi. dañu war a jiital pour man léegi nag dafa bokk ci lutte bi que ne dañoo war a sensibiliser li nga xamante ne mooy xale yi. allo Ousseynou Ndiaye Ousseynou. allo Ousseynou. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ñu tey la. ñu ngi lay ziar Ousseynou. Ndiaga Ndiaye. Ndiaga na nga def. waaw ñu ngi ziar. ça va alhamdulilah bisimilah. alhamdulilah waaw dañoo bëggoon passer émission bi. waaw yow rek la ñuy déglu. waaw parce que xam nga politique tubaab fu ñu njëkk a naxee. dañoo légaliser sàngara ma xam ne mën nga ko naan te daa du la si jot. sàngara. waaw sàngara. ba pare waaw léegi ba pare. ngay tox cigarette. ngay tox cigarette mu yomb trop. yombal gi. te boo jëlee yamba tuxoo ñu jàpp la tëj la. comme politique boobu lañu njëkk a naxee. waaw ñu ngi jéegoon nag xam naa participation loolu lañu doon am nañu ci participer. rafet na merci beaucoup merci Ndiaga jërëjëf ñu yendoog jàmm. léegi xale yi. ci solution yi par exemple boo dégloo monsieur Ndaw li mu waxee Cheikhouna boo dafay am benn âge boo xamante ne fa la xale bi di commencé di tux loolu liñ ciy bàyyiloo xel moo di ne waajur yi ci kër ga war nañoo bàyyi xel xale bi ci jamono jooju parce que boobu xale bi dafay commencé je pense mooy âge de kii ni nu mu tuddati puberté nga xam ne si la xale bi di jàpp ne moom pour wane ak boppam parce que dafay wane génn na ci nekk gone léegi xale bu góor la comme ni ko Cheikhouna waxee que ni âge boobu bu fekkente ne moom am na ay image yu dajaloo ci kanam ci boppam moom moo image yooyu lay dajale et foofu la bëgg a yegg faaw mu am koo xamante ne moo koy leeralal que ne image yooyu c'est ay xayaal la du ay mbir ay naxaate la du réalité dafa gën a jege li nga xamante ne mooy monde du gént xale bi di xam loolu mais néew na ñun ci biir Sénégal ñuy toog ak suñu njaboot di leen jàngal lu bon c'est-à-dire di waxtaan ak ñoom lu bon pour ñoom ñu mun ci jàngi xam nga Xudayfa dafa doon wax ne kaana naas yasaluuna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam alxayra wa kuntu asaluhu charra maxaafata an aqaa fiihi nit ñi buñ toogaan ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koy laaj lu baax pour di ko def man nag su ma toogeek yonent bi lu bon laa koy laaj mu xamal ma ko bu ko defee du ma ci tàbbi loi bi aussi si wàllu communication ak sensibilisation xam nga ñu ngi wax ne loi tere na cigarette loi boo gis am na ay daan effectivement sénégalais yi tox aussi xamuñu loi bi ak daan yi lan moo leen ciy fekk démb ki ñu béy wax na ko waaw mais moom laa dama ne dañ ko war a yaatal communication bi si booru la xam nga tey nit ki di tox nga indi benn loi tey li nga indee lu bees tey da nga gis ni fii campagne yu bëri ngay gis si wàllu yenn affaire ci plan wi da ngay gis ni foo romb si dëkk bi nit ñu ngi koy taf nit ñi ñu ngi koy wax ci télé ñu ay émission nit ñuy communiquer ci yooyu noonu loolu la ñu war a communiquer ci yenn yi parce que tey nga xam te ne day tox cigarette aussi xamul buy tox cigarette lan moo ko ciy fekk am na ñoo xam ne xamuñu sax am na loi buy tere cigarette ñee nañ léegi ku amul licence waru ko jaay yaa ngi ko nag yooyu yëpp dafay jouer yooyu yëpp il faut que aussi que ñu ciy communiquer di sensibiliser par rapport ak loolu noonu yëpp waaw bokk na ci communication moo tax ndénkaane
indi thème bu mel nii macha allah. amul morom. waaw si lu jëm ci loi anti tabac bi su ma jumul dañoo wax ne dañ koy tere ci bépp lieu public ak li nga xamante ne dafa jege lieu public dañ ko tere tamit si mbirum parrainage yeeg wala sponsor yeeg yooyu ni mel tere nañ tamit xale yi ñu leen di bàyyi di leen yónni cigarette xam nga sànq yow yaa ngi doon wax am na benn pays boo xamante ne dafa jëlee usine bi dëgg la dëkk gis nga dëkk bu defee dara lu baax exemple la pour nga roy ko mais est-ce que ñoom solution yu ñu utiliser ba loolu mën a nekk est-ce que ñun bu ñu utiliser les mêmes solutions ndax dina antu gis nga parfois di nga gis état day am doole bépp am xam-xam bi mu war a def dara du ko def nga naan mais lan moo xew mais c'est parce que état yi tamit dafa am foo xam dañ leen xoj dafa am foo xamante ne réew bu mel ni Sénégal xam ne taxe rek lay dundee waaw mu ngi noonu dafa am yu bëri du ko mën a bañ parce que mu ngi noonu léegi xam nga yu bëri du ko mën a bañ xam nga tabac bi parce que réew mën a bañ ci taxe lay dundee xam nga tey réew yu mag yëpp yi mën a bañ dara mooy réew yi gën a productif ci àdduna réew yi dañu am ay ressources ils sont productifs am nañ fi wéeruwaay bu dëgër soo xoolee tey économie Sénégal yëpp xoolal rek xoolal réalité bi kon yàlla nañu yàlla yërëm c'est-à-dire bu fekkente ne am nañ problème su fekkente ne par exemple man démb DTV la seetaane lu après journal bi français bi mu paree ñu ngi teg journal BBC ci journal BBC bi si la ñu wax dama ko noté woon turu réew Afrique mais pourquoi c'est-à-dire man du tëj ba que tëj moo ma motivé pour ma wax loolu mais li ñu justifier tëj bi c'est-à-dire du tëjuñu de ñoom tëjuñu de chicha lañ interdire dañu bokk fa kenn chicha lañ interdire ci biir dëkk bi parce que mu ngi yàq santé ndaw te gis nga chicha boobu noonu ngay wax non mais ñu ngi ciy def lu gën a grave lu nit ñi xamuñu parce que man dama toog ak ay ñoo xam ne dañuy tox chicha ma ne leen mais li ngeen di def nii lan ngeen si yëg nu mu demee ñu expliquer ma comme affaire élégance beeg yooyu mais en plus de cela ñu defal ma yeneen révélation ñu ne gis nga mélange yooyu noonu ñuy def am na ñoo xamante ne dañ ciy boole waale sax yamba dañ ciy boole waale yamba te en plus si suuf xam nga ndox lay nekk dama leen laaj circuit bi comment ça se passe saxaar bi nan lay def ba ñëw waaw léegi ñu ne vapeur bi voilà ñu ne si suuf ndox laak yooyu ci digg bi ñu wan ma paquet bi lii lañ ciy def ak yooyu léegi ñu ne ma am na ñi nga xam ne dem nañ ba weesu fii léegi ci suuf sàngara lañ ciy def ci digg bi ñu def yamba def yeneen mélange camouflé toog di toog waaw kon ça veut dire que affaire bi mu ngi jël beneen ampleur boo xamante ne c'est que xam nga ñun Sénégal dañ mën a def taqlidul ama dañoo mën a roy boo xam ne teguñu ko ci tegandaay boo demee Maroc presque amul benn kër goy mu rafet te léeg-léeg ci sa chicha te gis nga léegi dafa léegi tuxum chicha dafa nekk comme léegi ni ngay solee yére mu normal ñu xam ne lii dafa normal léegi tuxum chicha loolu la ci choqué non xam nga bu njëkk ba dañ ko doon gis ci yeneen dëkk yi Maroc moom bëri na fa dañ ko def comme seen salon dañ koy teg ci digg bi bu ñu amee gan ni ñuy toogee nii gan ku tux da ngay jox sa morom mais xam nga ñun loolu bokkul si ñun bokkul ci suñu culture ñun bokkul si Sénégal mais léegi da ngay gis ne si réseaux sociaux yi snap saay boo fa nekkee munoo seetaan benn ñaar ñetti vidéo te gisoo kenn ki nga xamante ne dafay tux chicha li Cheikhouna doon wax si sensibilisation bi tamit am na solo bu baax man dama ne am na foo xamante ne dañoo fauté wax kon Rwanda am na foo xamante ne dañoo fauté premièrement mooy information bu ñu def ci kii bi abus dangereux pour la santé man dama ne abus lan la fay def abus waruñu mais mën naa la wax benn affaire xam nga sànq dama wax benn wax sénégalais yu bëri mënuñoo lire xamuñu xam nga dañ ba pare ma wax la sànq xam nañu wax waaj dafa léegi benn wax mu nekk ni dama wax ni que ni dama nekk ni vidéo yi bëriwul waxuma amul de bëriwul ba pare sénégalais yu bëri mënuñu lire ba pare émission santé yu bëri ñuy def ci télé yi dafay nekk en français te c'est la langue n'est pas accessible au Sénégal mais on a plusieurs langues léegi xoolal xam loolu d'accord nañ ci am na ñoo xam ne jànguñu foofu nag foofu laa jëm mais defar nañ beneen emballage boo xam ne boo ko xoolee xam ne lii mais emballage bi ñi koy jënd duñ ko gis xam nga kii yónni benn cigarette la ñuy jënd ñaari cigarette mais sensibilisation bi kan lay atteindre soxna Zeyna sensibilisation bi il faut que d'abord nit ki soo bëggee wax ak moom lu mu mën a dégg il faut que nga wax ak moom ci langue yi nga xamante ni moom la dégg
mais li gën a grave complexe langue boobu paquet baa ngi ni li gën a grave mooy lii ni ñoom nee nañ dañoo def jéego yu mag a mag a mag pour ñu fexe nit ñi reculer bañ a tuxati cigarette ñu def si ñaar mooy ñu def loi anti tabac bi indi li nga xamante ne moom mooy paquet bi def si image boo xamante ne boo ko tegee bët da ngay daw mais li ma si jaaxal ñii di jënd cigarette du ñu teg bët image bi yow boo nekkee HLM nga jënd ñetti cigarette waaw mooy nga jënd ñetti cigarette nga dem waxante dëgg munoo dem ci boutique bi ne ko jaay ma cigarette mu génnee paquet bi di la ko jaay te doo ko gis. non dinañ ko gis ñi koy jënd yëpp dinañ gis image bi. dañ koy gis am na ci ñoo xam ne dina leen tiital. mais majorité bi au fait moo dañoo gaaw a ragal. majorité bi xam nga li ñu jublu si paquet bi. forme dissuasive la. pour dissuader nit ki mais est-ce que moo gën a dissuader parce que sooy utiliser benn forme bi da ngay xool li ci gën. waxuñu bon na de mais dañu am na yeneen formule yoo xamante ni ñoo gën parce que yooyu noonu c'est des choses yoo xamante ni tey xam nga ki nga tegal photo bii nii mu gis benn paa bu tëdd paa bi mën na bañ sax xam paa bi kii man photo bi man dama koy xool comprendre sa photo bi. am na xale par rapport ak am na xale yoo xam ne moom mën na leen tiital. bu ñu xoolee image bi mën na leen indil ay vidéo par exemple nga def ay vidéo 7 minutes 8 minutes cigarette ak sexualité. pare cigarette ak sexualité cigarette ak poumon. cigarette ak foie cigarette ak lii def ay vidéo yoo xam te ni tey da ngay jënd ay temps d'antenne ci biir télé yi loolu la ñu war a def loolu moom am na solo dem ci mais école buñ yi ko def loolu solution la fii ay taf ay kii organiser ay journée fii ni yàq fa 100 millions boo xam ne bu ñu ko saxoon télé yi au mu defal liggéey boo xam ne lu ko yooyu la ñu war a bàyyi ba xoolal ci milieu scolaire bi tamit professeurs yi ñii di jàngal élèves ñu xool seen planning yi ñu dugal ci ay heures yoo xamante ne c'est juste pour sensibiliser élèves yi ñu waxtaan dañuy jël xale yi si yenn âge ay journée pédagogique yóbbu leen si yenn hôpitaux yi wala Souleymane Ndiaye ñu lay def nii ak nii ñu jël Souleymane salaamaaleykum allo waaleykum salaam. waaw bismillah da ngeen def. ñi ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah allo. allo Souleymane ñu ngi lay dégg da ngeen def. ñi ngi sant yàlla alhamdulilah jàmm rek kay waaw man. waaw seen émission bi de man dama ko rafet bu baax a baax a baax. ñun tam rafetlu nañ sa woote bu baax waaw mais man li ma ci xaw a kii rek mooy li ñuy wax ni yëpp c'est l'état qui est responsable de tout état bi moo nekk responsable lépp. yaa ngi may dégg. bu baax ah. ñi ngi lay dégg bu baax a baax waaw waaw xam nga ñun bu ñu nekkee xale. amoon na jamono yoo xam ne même cinéma sax boo am na film yoo xam ne moins de 8 ans. parce que boobu état boobu dafa am rigueur xam ni da koy appliquer. à partir de 10 heures 11 heures dañuy jël oto ku ñu gis mooy traîner ci mbedd mi ñu rabaat loolu amatul. léegi actuellement fi ñu nekk nii. dof bu jiitoo gumba nekk benn bi ne kan moo la wax foo jë. jaaxal na ñëpp dama la koy laaj. doy na waar dof bu jiitu. gumba nekk benn bi ne. kan moo la wax yow ne foo jë. ndeysaan moto yi yëpp kenn ko appliqué bu ñu ko defee ñaari fan ñett fan. bàyyiwaat ko. loolu du noonu. mën naa am rigueur. boo xam ni bu tëllee nga appliqué ko comme ni nga ko waree. ku def li def la ñu te ñu def ko ñu ñëpp gis ko. dëgg la waaye léegi bu nekk ku def léegi nag ay xale ndaw yoo xam ni léegi koo gis ñu yor suñu fan bi ñu tox li daal. waaye di ko gis état bi di ko gis. te loolu fi loi bi boo xam ni kuy nga tox si nangam nangam. est-ce que yow def ngeen boobu ba léegi am na ku ñu fay daan man ragal moo fi amul dara amul kon lu waaye ñoo fi def rek comme ma la wax rek kër gi nga xam ni léegi dof moo ko jiitu gumba ne gardien kenn du la wax foo jëm fu la nekk jaar koy laaj den baal maax jërëjëf Souleymane merci ñu yéen rek jàmm jërëjëf day na waar état daa nekk ci kaw ñun ñu nekk ci suuf ñu naan ko wàccal te xamuñu lan moo ko téye ci kaw fekk ne dañoo takk buum ba mu dëgër mu nekk te xoj ko moo tax day na waar mais beneen bëggoon naa évoquer tamit beneen aspect mooy volonté ñoom ñaar ñëpp pourtant seen wax feeñ na ci kii nii mooy nit tamit da ngay am xel di utiliser sa xalaat di volonté xam nga soo ne mënumaa def nangam doo ko mus a def mis boo gëmee ne dinaa def nangam
da nga koy def nit ki na am bëgg-bëgg ne man mën naa bàyyi nangam parce que kiy tux léeg-léeg dafa war a kii xam athiqatu bin nafs est-ce que am na confiance ci boppam certes da nga lay wax ne booy tux da ngay yëg kii nii mais loo mënta bàyyi rek xamal ne loolu moom na la léegi am volonté pour mun a bàyyi loolu tamit dafa am solo ci wàll bi beneen bi moo di ne si aspect éducation beneen bi mooy ci aspect éducation bi tamit nañu jéem a tëral ci mooy lutte bi am na solo loi bi am na solo yëpp mais na bokk ci li xale yi di jàng pour mu leeralal leen li Cheikh naa wax léegi journée pédagogique yeeg yooyu waaw dëgg la Pa Ousmane moom tamit mi ngi studio 2 war ñoo faram fàcceel wala wax ñu titre yi naka lay demee maanaam bopp xibaar yi Pa Ousmane asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Zeyda. ñu ngi lay ziara. yàlla nañu ziara. mbaa yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi sant alhamdulilah. yaa ngi doon topp waxtaan bi li nga ci wax moom barki démb da nga ci wax da nga ci lancé ay message yoo xam ne yow sax xamoo ni mu toll. macha allah ndax dëgg moom du romb nopp maam Alpha Camara moo ko daan wax yàlla na ko yàlla yërëm. nee na dëgg moom bu duggee ci nopp. dëngal du ko dindi. dëgg la waaw. dëgg la mooy dëgg dafa dëgër bopp. waaw dëgg la macha allah. yaa ngi doon toppaat tey. waaw maa ngi leen doon topp. léegi ma am yu ma déglu. waaw mais mooy li ngeen wax rek xam naa ne moom du ma ci wax lu ëpp lu ma waxoon démb. wax ma ci génne moom am na ñu ma woo ne ma dañ may xoj. te li nga wax dafa am solo macha allah. mu ngoog dëgg la mais xam naa tey moom damay bàyyi rek ngeen wéyal. xam naa xëy na ba ëllëg incha allah ñu. waaw suba solution yi ci lañ bëgg a dugg. incha allah mais nañ xam ne daal liñ bëgg mooy. dañu bëgg a protéger suñu askan. waaw rawatina ndaw ñi ci lépp loo xam te rek mun na faagagal seen nekkin. ak li ñuy xaar ci ñoom. te lu mel ni cigarette ak li ñuy naan ak yooyu yëpp xeet yooyu yëpp. day yàq seen jëmm yàq seen biir. ba dootuñu talati. xalaat xel yi. ngir suñu Sénégal jëm kanam. encore mooy liggéey wala am kàttan. te loolu yëpp dafay néewal kàttan. ci point de vue yëpp sànq maa ngi dégg Fatima mu koy wax. ni kàttan bi muy wàññi. ci wàllu sëy. te pour wax la ne rek facteurs yi ci nekk ci jëfandikoo yu mel noonu dafa bëri ci ay risque la. tey da ngay gis ndaw yu bëri da ngay jékki-jékki rek ñu feebar laata diggante hôpital ak kër ga faatu nañ te li ëpp mooy ni seen xol du ko àttanati parce que dañuy agressé seen xol ci naan agressé seen xol ci tux agressé seen xol ci yeneen yu mel ni moom mooy ni mënoo gudd fan te boo gudd fan it lu ne mën na ñëw rek feebar bu ndaw bu ñëw rek mën na ànd ak yow dëgg la Ousmane jërëjëf sa bopp il faut que loolu dëgg la merci beaucoup titre yi tey naka lay demee mu ngoog li ñu nama jukki bu benn waxtu jotee dina ca bokk li nga xamante ni mooy coowal suuf diggante ki nga xamante ne mooy Maimouna Bousso ak Moustapha Tall ginnaaw ba ci Moustapha indi ay kaddu moom Maimouna weddi na ba mu set kaddu yu mu yëkkati jàpp ni kër ga ñu toj ca Almadi ci moomee la fam ki nga xamante ne mooy avocat am di maître El Hadj Diouf nu mel la fësal ak ay documents yu koy prouvé daañu ci yaatal lu ni mel ci xibaar yi leen ci bokk muy jëm ci wàllu tourisme nga xamante ne lay bëgg kilifa yi mooy fexe gën ko dooleel ca gox bi di Mbour wara ba jëwriñ jiñ ko dénk doon amal ab doxum nemmeeku ci site ya nekk ca Mbour la ñu bëgg mooy xool lay seen jafe-jafe indi ci ay saafara yooyu àdduna ci moom jëwriñ ji waaye la xew ca AIBD di aéroport bi ñu ubbi ak i jafe-jafe loolu yëpp dañ ko fanfàcce ci xibaar yi leen dana ca bokk muy ñetteelu ponk bi di lépp lu aju ci wàllu taaral Ndakaaru ak banlieue bu Dakar jëwriñ jiñ ko dénk di wàllu embellissement ma nga ca ci yenn ci ay projet jëm ca place de l'Obélisque ak it yenn ci ay poumon vert comme niñ ko jëmale ci doxu ñaxtu bi wala boo ko doxu nemmeeku jëm ci site yooyu ñu amal ko ni ki démb jamono boobee te foire bu Ndakaaru ubbi nañu ko Égypte la ñu jël invité d'honneur la war a mooy jokkalanteem diggante Sénégal ak sunu maanaam ak réewum Égypte ci wàllu maanaam demal ak dikkalante ci njëndu jaay waral ba ñu tànn ko ci kàddu jëwriñ ji ñu dénk wàllu commerce dañ ko faram-fàcce ci xibaar yi ñàkkum ndox fësit ca gox bi di Mbàkke askan wa fa yeewoo ñu ko fësal la leen ca jaaxal mooy ni SDE mën leen xaar ngir mu àddu ca dafa banque ay loxoom yéeyu ci yàbbiwu ca te mbir mu ni mel daanaka ëpp na weer ak lu teg ñoom askan wa yeewoo ca Mbàkke di dund ñàkkum ndox loolu yëpp dañ ko faram-fàcce ci xibaar yi ak yeneen ci ay ponk yu mel ni moom Zeyda incha allah ponk yi moom am na solo alhamdulilah macha allah ko dëkk ci réew bokk ci réew war ngaa xam la fay xew dëgg la te yéen à travers yéen macha allah ak télé yi yal na yàlla wéral seen baax amiin yaa rabbi yal na yàlla defal tawféex amiin yaa rabbi Baye Niass dafa wax ni nit buy dëkk na dëkk ci ñett yi na dëkk ci wetu géej
ngir dund yomb ko. dëgg la mu ne buy dëkkit na dëkk ci wetu tali. ngir dem ak dikk yomb ko. waaye buy dëkkit na dëkk ci capital. ngir lépp luy information dara bañ ko ci réer. Baye xam nga intellectuel bu mag la woon macha allah dëgg la. waaw ñett yooyu dañ ko ci retrouver. dëgg la jaajëfal nañ la. jërëjëf di leen xaar ngoon TMTC seen émission bu mag boobu. bu soobee yàlla tonton Nicolas ak tonton Sala Bigué. mu ngoog merci yal na yàlla defal leen jàmm. amiin yaa rabbi jërëjëf merci. waxtu bi dab nañu Saïd Ndaw ñu ngi lay jaajëfal sa présence fii ak sa véridique toog wax ne man dama daan tox génn naa ci conséquences yi lii ak li nga waxe nekk te sax yow benn oustaz bu laqatu nga aaye itam dégg nañ ko macha allah ñu ngi lay remercier bu baax a baax lan ngay tàggatoo lan ngay dénkaane li may njëkk a rafetlu rek mooy yéen ñi ma dalaloon accueil bi kontaan naa ci ndax dina ma permettre ma sensibiliser suñuy rak suñuy jarbaat ak suñuy doom xamal leen ne tux amul benn njëriñ li muy yàq moo ëpp li muy defar te bokkul ci liy taaral réputation wu doomu aadama kon ñu bàyyee ko moo gën état bi tamit taxaw ci bañ a topp taxes yi ak intérêt yi muy bénéficier wu ci manufacteurs yi ko fi jaay vente bi tamit ñi nga xam ne dañuy jaay te doon ay jullit yonent bi am na lu mu leen dénk dafa wax ne li ñuy lekk ak li ñuy jaay mooy yam na doon xalaal waaw yow boo dee jaay loo xam ne dañ koo araamal wala dañ koo sibeel te ne jullit nga loolu tamit problème day ñëw ñu xool li nga xam ne suñu diine nanguwu ko ñun ñii jullit ñu bañ koo jaay dëgg la foofu daal laa bëggoon waaw ndénkaane boobu am na solo jërëjëf merci beaucoup Cheikh na lay tàggat waaw mais xanaa rek xam nga di kontaan ci teew beneen yoon ci émission bi xam nga parce que émission la boo xamante ni Sénégalais yi dañ koy seetaan xam nga te di ko béggee xam nga di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni bokkoon naa ak ñoom plateau bi xam nga di leen jox daje beneen yoon rek dëgg la waaw jërëjëf merci Fatima man li ma bëggoon dénkaane rek mooy si ñi nga xamante ne dañoo mën lire ñi nga xamante ne ñoo defar slogan boobu habit dangereux pour la santé nañu dindi habit bi dañu wax ne c'est dangereux pour la santé jarul ne da nga ciy war a sori trop moo tax muy nekk danger nañu bind tabac égale mourir wala tabac égale suicide ba pare comme communication bi ni ko Cheikhouna waxee nañ ko def ci plusieurs langues dem ci télé yi dem ci rajo yi pour que ñu mën a atteindre cible bi parce que bu fekkee ñu ngi yor xaalis bi ñu naan dañuy xeex te demuñu fu ñu war a dem coow li rek mooy bëri mais du fi jógee dëgg la merci waaw man li may wax rek mooy ne di ko jox message képp koo xamante ne mu ngi jëfandikoo bant bu gàtt boobu kene na bàyyi xel ñi ko yàlla booleel muy malaaka yi ay malaaka yu noble lañ su fekkente ne soble daf lañ wax ne bul ko lekk parce que dafay lor malaaka yi kon assuma laak loo xamante ne dafa xaraam ñaareel bi moo di ne di woo association yi nga xam ne mooy association jeunesse ci biir réew mi ñoom tamit nañ gën a dugal seen loxo ci xeex bi feeñal li nga xamante ni moom mooy danger bi nekk ci cigarette bi daal salaamaaleykum waaleykum salaam jërëjëf Oustaz Mohamed jërëjëf Fatima macha allah jërëjëf Saïd Ndaw jërëjëf Cheikhouna waaye jërëjëf équipe bi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon tey am nañ fi benn ku jigéen koo xam ne caméra woon la macha allah mami merci beaucoup ak junior ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal maa ngi nuyu nag sama émission bi nga xam ne du ma ko tardé muy ñoom Karbala kii sëñ Saliou waaw nuyu des nabi waaw nabien la ñuy wax le rendez-vous des nabiens waaw ñu ngi leen di nuyu seen émission dafa neex Karbala ak Saliou xam nga dafa bëri ay feem macha allah kon ñu ngi leen di jox dig daje suba ak jàmm incha allah ñu yendoog jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Le nombre élevé d'accidents de la circulation, les cas de meurtre barres